ay di jàmbat c'est vrai que bis bu jot bu 10 heures jotee ministère de la santé et de l'action sociale dañuy joxe tolluwaayu Covid 19 bi fii ci Sénégal ñu nit laata ñoom ñu ñuy jox tolluwaay bi dañuy ci dellu siwaat ba amaat bu bees bi fileeg ay minutes tombé ak 10 heures jot Thioro Mbar Ndiaye lañ ci àndal ñu ngi lay nuyu Thioro. maa ngi lay fay El Hadj nuyu ñu bokkal plateau bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu seetaan tous les matins ci télévision Futurs Médias li nga xamante ni moom moo di tolluwaayu mbasuk coronavirus file ci Sénégal bilan bu mujj bi ni ki démb la woon ñu amoon lu tollook 1206 ci ay test ci ñoom nag 43 moo ci ñëw positif ñu wax ni 16 yi ay cas contact la 2 yi nekk ay cas importé 25 yi nekk ay cas communautaire yoo xamante ne ci gox yu bari ci Sénégal la daal di amee démb par exemple Mbour moo ci ëppale woon ak 3 cas fu mel ni Thiès Yoff ñoom am ci ku nekk 2 ci ay cas Dakar Plateau Guédiawaye Joal Kër Massar Kolda Liberté 6 Mamel ak Ngor Ñaari Tali Ouest Foire Oussouye ak Pikine Popenguine Richard Toll Sicap Dieuppeul Ziguinchor zone B zone de captage ñoom ku nekk nag amoon nga benn ci cas communautaire yooyu la démb itamit taux bu am solo ñoo weer ba fas yéene woon ñibbi ci seen ay kër ñoom ñu toll ci 147 ci ay patients 32 patients fi mu toll ni tembe ñoo nekk ci cas grave muy ñu nekk réanimation malheureusement démb ñaari nit tamit ñàkkaat seen bakkan ci li nga xamante ne moom moo jik mbasu coronavirus ñu wax ni bi mu fi duggee ak léegi on est à 14 280 cas yoo xamante ni jot nañu leen déclaré ci ñoom 10 520 yi plutôt daal di wér 297 yi malheureusement ñàkk seen bakkan ñu wax ni 3462 patients ñoo nekk ci structure hospitalière yi nga xamante ne fa la ñuy jëlee en charge lépp lu jëm ci jàngoroy coronavirus ñoom fi mu toll nii ñoo nekk sous traitement bilan bu bees bi ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak waa ministère de la santé et de l'action sociale et l'âge. mu ngoog pour le moment foofu la Covid bi toll fii ci Sénégal respecter mesures barrières yi loolu la ñuy xelal donc dañu ko respecté yàlla baax na d'ailleurs Covid bi tax na ba programme yu bëri changé ci kanam ak Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu on parlera nawetaan ak Covid ak Kolda ak daanaka gox yu bëri dañoo méngale seen ay programme sport ak coronavirus bi. loolu la maa ngi lay ziar di nuyu téléspectateur di nuyu ñu ma bokkal plateau bi ci kanam dinañ dem Kolda seq nañoo ko waxtaan benn kenn ci seen ndaw ñi nga xamante ne ñoo initié nawetaan Covid. comme ni ñu ko doon waxee moom wax na ko sax d'ailleurs ci kanam dinañ ci ñëw initiative bi fii la ko seetaanee ci télévision Futurs Médias ndax keroog bañ koy waxtaanee ak professeur kii di sociologue bi di professeur Djibi Diakhaté moo ko inspiré mu yóbbu ko lu ni mel fële ca Kolda mais def ci dolli feebar li nga xamante ne mooy feebaru paludisme gën ko fi dàqaale ngir ñu fexe dàq jàngoro bi ci kanam dinañ ci ñëw. voilà ak yeneen actualité sport n'est-ce pas. waaw ci kanam dinañ ci ñëw waxtaanee match bi nga xamante ni classico bi amoon démb ci diggante Paris Saint-Germain ak Marseille depuis 2011 Marseille gagné na Paris Saint-Germain. mu ngoog Ketchup prépare-toi sa copain la ñuy waaj a wane Doura. Ketchup moo sonal nit ñi ak Doura. on le retrouve ci programme mu Kolda boobu mais mun naa ngi fi. Guèye ci loo ne. maa ngi si jàmm ma siré naka suba si. ça va ça lakkal ma doo. ay waaye ay Pape. lakkal nga Mado lool yow fexe nga ba léegi Pape ak Awa Gaye te vraiment Mado du seen morom nag. Mado moo la viré loo noonu. da ngeen ko lakkal lool. lakkal ngeen ko ba dafa mujj ñàkk. loolu nga gis. ñàkk de. ça va naka suba si. ça va ça se passe. dinañu waxtaanee inondation. waaw bien sûr on va en parler surtout waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor collectivité locale yi. xool est-ce que à leur niveau dafa am ay budget yu ñu mettre en place pour bu yenn sinistre yu mel ni ay inondation amee ñu mën a appuyer population bi dinañ ci waxtaan xool daal code des collectivités locales Pape Cheikh lan la ci wax. voilà donc code des collectivités locales. waaw c'est vrai que su ñun moom lu ñu dal rek dañu naan xanaa fii amul mairie. et pourtant il y a des choses yoo xamante ni dans certaines ci yenn dëkk yi. du mairie normalement moo ko war a gérer ah. mais ñun lu nekk rek dañ naan mairie bi xanaa fii amul mairie xanaa mairie bi deful lii mairie bi liggéeyul genre. donc voilà parce que dafay am loo xamante ni mairie bi lay incombé. am loo xamante ni nag état bi lay incombé mais nit yi comme dafay nekk lu proche affaire yooyu. dañuy yaakaar ni tout ce qui est gestion de proximité rek. mairie yi ñoo ko war a def alors que état bi moo gën a am responsabilité par rapport à ça. Intéressant on va parler donc de ces codes là ou de cette code de collectivité locale yi ci kanam ak Maymouna man leen na nga doxalee ça va. maa ngi yaa ngi koy yëg waaw bu baax ah waaw.
semaine bu bi baax ça débute bien. ah mais c'est bien il faut rigoler ah. il faut pas être comme nous ah. en tout cas des gens comme moi man awma envie du tout liggéey tey. lundi entre samedi dimanche t'as pas envie de te réveiller quoi. effectivement. man à tout moment mun naa banku ci non taxaw te joxe woo ma kanam googu nag. loolu ma foog tey moom macha allah bonne humeur nga ñu jox depuis ce matin donc j'espère que dinañ ko joxaale mbokku téléspectateurs yi ci noonu maa ngi lay nuyu ñi ma bokkal plateau bi donc comme d'habitude rek dinañ continuer ak li nga xamante ne moom moo di association femmes yi donc union femmes au Grand Dakar ñoom itamit li nga xamante ne jóg nañ ko teg bi mbas mi tàmbalee ba tey rawatina nag bënd mi comme ni ñu koy waxee donc yi nga xamante ne jot nañ ko teg bu ci kanamee dinañ ci waxtaan Baye Cheikh. voilà muy initiative yi parce que depuis que crise bi am ci àdduna moom. ñëpp ngi jël ay initiative yu am solo. di jàppalante c'est important fii ci Sénégal nag solidarité bi dañu ko seetlu bu baax et boobu ba tey yaa ngi dem di seeti moo xam jigéen ñi. moo xam góor ñi mais initiative yëpp on en parle on vous présente donc jigéen yooyu nga xamee ni dañuy def ay actions solidarité entre Grand Dakar ak ni ñu engagé woo ngir sensibiliser ci coronavirus bi voilà donc c'est des femmes chaque lundi dañuy sagal jigéen ñi tànn benn jigéen mu nekk jigéenu semaine bi the woman of the week ak Awa Gaye how are you? I'm good, bye. You good? Yes, how are you? yaa ngi koy yëg? Of course. wala yow yëg nga ko bu yàgg? non ma yëg naa ko bu yàgg. ok mais dafa am Mado moo ko yëgul woon. yow yàgg nga ko yëg? non mais mun na ak Mado ak Coro. kii moom jàmbaari fàq tëdd. kii moom yëg-yëgam sax moom yaboo nga génn ci ndax mën na yëg te kenn du yëg ni yëg na. kon nag jàmbaar fàq dana dëgg la. kii mooy jàmbaari fàq tëdd. moom à tout moment Fatou Dieng dina ko defal émission spéciale. dëgg la jaar-jaari jàmbaar mais yow boo yëgee ñëpp yëg ni yëg na. ndax yéen du ngeen téye yëg-yëg. what does that mean? non mais c'est vrai am na ñoo xamante ni mënuñu téye yëg-yëg. no I think mooy muñ quoi. man mun naa tenir bi tuuti waaye est-ce que Mado mun na. waaw Mado moom mënta téye yëg-yëg. waaw baax na yéen dem leen rek. non tey lundi tey bi is just the best so far. Bye comme ni nga ko waxee rek woman of the week ñu demoon nag Bengaay comme. waaw dañ demoon Bengaay waxtaan ak ki nga xam ne mooy la lion du Kayor mooy Jaxu Njaay mi nga xam ne moo nekk chargé de mission fale na la présidentielle la lion la. La Lionne. waaw non la Lionne du Kayor. la Lionne du Kayor ki kooku nga xam ne moo nekk chargé de mission présidentielle surtout taxawal jigéenu ngaay bu baax a baax. xam naa si kanam tuuti rek bàyyi ñu gën a yaatal. waaw voilà ñu wax la ñu jëlee ngaay. voilà c'est bien ça pour nga insister nii maag yow ñu war a sax ci ngaay man du ma ko def mat naa mat gu toll ni léegi dafay jógee ngaay dellu si waat Dakar àggali émission bi léegi nii bu ko defee émission bi ma ko jaar ci yoon mais pour ma toog ngaay noonu rek du ma ko def. du ma ko def ba ca kanam buñ dee dem nag seeti chargé de mission boobu la Lionne du Kayor ñu doog a dem ngaay nag ànd ngaay ñu xool taxawaayam foofu biir ngaay parce que jigéenu jàmbaar la et tu l'as rencontré comme tu le fais chaque Monday ci télévision Futur Média donc loolu mooy menu bu yeewu leen bi tey 9h50 mooy doog a jot ñu ibbi téléphone yi dès à présent pour jox leen ci enveloppe yi nga xamee ni ñoo ngi koy séddale tey nag 14 septembre bis la bu spécial pour Sénégal yëpp puisque dañuy fàttaliku maamu ñëpp di maam Abdoul Aziz Sy Dabakh oui 14 septembre bi ñu ko fekkee duñu ko fàtte ñu ko fekkeewul itam xam nañu ne date la bu bokk ci histoire u Sénégal date bu bokk ci histoire u àddina normalement date bu ñu war a jàngale école la waaye heureusement ñu jàngale ko ñàkk koo jàngale ku ne xam ne ni 14 septembre moom xel yo dafay dem ci góor gi nga xamee ni moom laa déggoon borom xam-xam yi naan ku ko mës a Dabakh moo nekkoon dàkkantal bi bàyyi Serigne Maodo falaa mën a yem ndax boo tuddee Serigne Maodo lim njabootam yëpp maami Safia toog Umu Xayri falaa mën a yem boo leen limee lim sët yëpp waaye maami Sénégal la maami ñëpp de A à Z catholique jullit murit tiijaan laayeen maami ñëpp unanimité bi damay faral di dégg ñu naan kenn mënu koo am waaye moom am na ko góor yàlla loo boo xamee ni kenn dootul naatable taxawaayam et depuis ce matin ñu ngi leen di woon d'ailleurs ay spécial yu ñu ko jagleel di koo xamee ni tey ku ne xalaat na ko
voilà xale yaa ngi koy xalaat mag ñaa ngi koy xalaat góor yaa ngi koy xalaat jigéen ñaa ngi koy xalaat yàlla na suñu borom taas ñu ci barkeem maam Abdoul Aziz Sy Dabakh lu mu mës a wax téere la saa yu dëkk bi demee ba yëngu rek mooy raar góor yàlla yoo xam ni seen ay kaddu la ñuy indiwaat ci xel ak ay digle mu méngoo lool ak ni dëkk bi jaxasoowee te normalement noonee la nit ñi war a comporté woo donc tey ñu koy fàttaliku tombé ak 14 septembre bis bi nga xam ne ni ci la génne woon àddina donc ñu ngi xalaat njabootam yëpp xam naa ni budul woon ak Covid 19 bi tey Tiwaawan dina fees del ci ay ziyaar ak màggal waaye comme malheureusement ni la demee liñ ci mën a jàpp rek mooy tey ak ni ñu koy fàttalikoo ci la ñuy amal lancement travaux yu grande mosquée bu Tivaouane Sénégal yëpp engagé wu amul jullit amul catholique amul tijaan amul murid amul laayeen donc union boobu moom da ko yàgg a woote donc tey ci guddi 21h d'ailleurs on en a parlé vendredi dernier am na ay programme yu am solo yoo xam ne ni télé yëpp ci Sénégal dañu koy def di programme synchronisé voilà donc tey 21h y aura pas de concurrence y aura pas de tendance de télé xam nga ñun moom dañuy tendance ante mënul ñàkk parce que c'est ça la concurrence mais tey 21h góor gi dina tax ba benn concurrence du am et que toutes les télés dinañu ko synchroniser ci programme bu exceptionnel à partir de 21h ngir waxtaanee liggéey ba ca Tiwaawan donc ñu ngi ndokkeel njabootam yëpp tey ñaan encore suñu borom taas ñu ci barkeem Alaaji Malick boo amee lu ñu mën a barkeeloo ci moom rek ndax li ñuy bëgg a tàmbali ñu ngi gis ñu teg lu am solo ci góor gi bu fekkee am ngeen ci kaw ci régie bi lu ngeen ñu mën a baaxee rek soit ci ay kàddoom soit ci ay gàmm yu mu daan def lu ndaw rek ab barkeelu lay doon pour téléspectateurs yi ak internautes yi nga xam ne ni ñoo xëy tey àndandoog ñun ci télévision Futur Média bu ko defee bu loolu jàllee ba noppi immédiatement dañ leen di jël ci téléphone yi jox leen ci enveloppe yi nga xam ne ni ñoo ngi koy séddale numéro téléphone yi di affiché wu ci suufu écran bi donc j'attends équipe yi ci ginnaaw am lu ñu mën a mosal ci maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ñun ñëpp suñu maam la je pense que ñun ñëpp on peut mën nañu ko waxtaanee vacances la tombé loon nii période yi 14 septembre daan na fekk ni ñu nekk vacances moi j'étais à Thiès c'est-à-dire ba léegi maa ngi fàttaliku moment bi nga xamante ni ñëw nañu wax ñu ñun ñëpp ni maam Abdoul Aziz Sy mu xiinoon xiin Sénégal yëpp xiin quoi ce qui m'a marqué dafa mel ni comme li nga doon jàng école muy éclips ñu naan ay soleil bi day effectivement c'était lëndëm moi je m'en rappelle très bien du woon sax taw wala xiinu localité mais Sénégal yëpp mu xiinandoo mu mel ni éclipse dëkk bi lëndëm après ñun ñëpp ñu dugg si biir kër gi affaire yooyu c'était ça te marque en fait en tant que xale doo ko gis après dafay peut-être confirmer la dimension de l'homme ouais effectivement dimension bu exceptionnelle donc 14 septembre 1997 la woon I wanted to ask sax ban at la woon 97 1997 la woon 1997 la woon 14 septembre comme tey quoi ça fait 23 ans quelque chose ça fait longtemps il y a voilà donc kenn dootu ko fàtte moom maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ñu tegal leen barkeelu gi joo xam ne ñëpp àndandoo gëlëm réew su ñëpp silmaxa kuy omat mu am réew bu ñëpp dee silmaxa ku leen di womat kenn hôpital su docteur yi tëddee ma lopitaan bu docteur yëpp ne laaj ci nag boole ca lafañ boole ca serengal na muy jóge fa mu nekk yéen serengal mën naa jóge ci armoire ba ci pikir kennam ñun ñii ci dund boobu la ñu nekk di dund léegi nee na ñun ñii nag googu dund ci la ñu toll fii mu nekk xol yi àgg na ci ràpp ba jàkk yi mënatul saafara juma yi mënatuñu saafara kon aïma yi dootuñu mën a saafara nee na xol yi ràpp nañu ba jàkk yi mënatuñoo saafara nee na jaamu yàlla yi mënatuñoo saafara moo kon ilimaan yi ni ñuy saafara maamum yi jullit boo xam ne dem na ba qaala allahu dootul dugg xol ba qaala rasulullahi dootul dugg xol ba kon qaala al ulama na muy dugge xol ba ma jullit boo xam ne yàlla nee na dootu dugg ci xolam rasulullahi nee na dootu dugg ci xolam moo kon sëriñ ba nee na muy dugg ci xolam yal na yàlla fóotal boppam xol yi moom mi ko bind du ne yàlla bind xol yi yàlla ko fóotal boppam yal na yàlla fóotal boppam xol yi ba mu set yal na yàlla fóotal boppam xol yi ba mu set
doomu aadama ñaar yu tuutee ko seq su bonee bon na su baaxee baax na yal na yàlla baaxal lépp. doomu aadama ñaar yu tuutee ko seq su yooya baaxee baax na su yooya bonee bon na. almaru bi asgarihi qalbihi wa lisaanihi. nee na yéen a dégg ñu ne nit daal mu ngay amee solo ci ñaari way ndaw mi mooy lammiñ wa ak xol ba. yal na yàlla rafetal lammiñ wi ak lépp lu ci jóge. kon yal na yàlla rafetal lammiñ wi mu départ ci xol bi yëpp rafet. Voilà, c'est des images téléchargées sur internet donc du coup lu ne mën na cee ñambaasu mënul ñàkk ay mbir la rek yu ñu leen bëggoon jagleel mu di barkeelu tey ci 14 septembre bi di fàttaliku Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh 14 septembre 1997 23 ans déjà d'ailleurs tey toute la journée ci télévision Futur Média lépp lu fi jàll ci programme lu ci ëpp moom rek la ñu ko fas yéene jagleel ci télévision Futur Média voilà. mu ngoog ñu ndokkeel taalibe yëpp Tivaouane Dakar partout ñëpp daal suñu maam la c'est notre maam à nous. wallaay c'est notre maam suñu maam la de. sant yàlla bu ñu amee ay maam yu mel nii bokk ci réew mi sagu Sénégal la. on doit être fier de notre pays. gën a bàyyi ci valeurs yi nga xamante ne jot nañ ko fi bàyyi. ndax boo dégloo kàddoom yi vraiment je pense. tappe xol yi par exemple non c'est. bokk na ci baat yu ñu gën a jàpp ci moom. moo tax yiw ak baax rek a xam tàngee dañuy wax ni Mame Abdoul Aziz Sy daan na wax naan ñu tappe xol yi. ndeysaan. ak woyof gi. politiciens yi da leen daan toujours ramener à la raison. ay bêtises. mu xëccaat leen leen à la raison merci. pour ce làkk français. amener à la raison. oui c'est vrai étudiants yi pareil situation yi dëkk yi dafa bokk ci histoire amener leen à la raison. dëgg la amener à la raison la woon. sagu réew la de. non dafa bokk ci histoire parce que booy même ñuy bind ñi ci bari ñuy bind ñuy wax ñu ngi koy jàngale mais war nañ ko gën di fësal pour ndaw ñi. parce que boo xoolee léegi yëf yi dafa gaaw boo xoolee léegi 23 ans la. ci koo xamante ni def na 40 ans ci xalifa bi 6 mois moom la ñuy wax 40 ans zéro faute. ci koo xamante ni aussi dafa impliqué woon en tant que religieux loo xamante ni actuellement nii actualité la. mais bu yàgg ñu doon taxawaay boobu en tant que religieux dafa impliqué wu bu baax ci doxalinu société bi maanaam ci mbiru état yi yëf yi di demee te à chaque fois dala doon jox référence ci yonent bi dala doon jox référence ci ki nga xamante li nga xamante loolu la alxuraan wax en tout cas ci njàngatam ñun ndaw ñi war nañ ci gën a mën a jàng ci woyof ak loo munti nekk kilifa ndaxte bu je me rappelle ci benn audio bi ñuy déglu bi ñuy enterré Lamine Gueye à chaque fois da ngay gis ni loolu doon wax ne ana kii tey ana nit ki nga xamante ne tey moo doon nekk ci yor pouvoir yi yow loolu yëpp dootul am sens ndaxte tey mi ngi nii mi ngi jëm ci biir suuf te ñun ñi xamuñu ba xam ba kañ lañ koy fekk ji kon donc nañu xoolaat bu baax suñu doxalin donc ñu war ne vraiment Mame Abdou ñun liñ ci mën a wax rek mooy jàngat ci moom jàng ci moom ndax moom moo doon wax ni woyof gi yi may wax ni moom moo doon wax ni su mënoon ñaan yàlla ba moom jëmmam ñu yokk mu feesal safara ba benn mbindeef du dugg safara loolu rek nga war a mën a xam jël mbindeef kooku nañ wax ni nit ñi ñoo ko gënal boppam xam ne dañuy wax wolof day wax ni sama boppam ma la gënal du bañ naa la mais moom dafa doon wax ni bu mënoon yokk jëmmam ba feesal safara benn mbindeef ci àddina xoolal ñu on est 7 milliards de personnes yoo xamante ni nekk ci àddina ñu ne bu kenn dugg safara yow à tout moment Ndour mën na laa woo pour nga def émission spéciale tey ay 21h ci Mame Abdou. non sama après journal la koy tàmbali balaa plateau bi. à n'importe quelle heure tey bu la njaga woowul Momadou dina la woo Momadou Pape Hann dañ koy woo jotuñu ko est-ce que mën nga ñëw def émission boo xamante ni pour Mame Abdou la ça se voit que suñu maam la quoi c'est-à-dire sët yëpp tey mën nañu wax ci moom. sët yëpp mën nañu wax ci moom ñëpp dañuy gëstu ci mag ñi. c'est-à-dire tey aujourd'hui tendance bi mooy xale yi. c'est ça en fait xale yi dofuñu. oui dofuñu ku ci nekk bëgg nga les jeunes xale yi dofuñu ñu ngi gëstu ci mag ñi. waaw ku ci nekk bëgg nga xam réellement bu ñuy wax ci wàllu culture bu ñuy wax ci wàllu diine. ana yan façon mag nga am et je pense que c'est important j'ai l'habitude de dire dañu tàmm di wane lu ñaaw lu aay ba on a l'impression que ñëpp foofu la ñu nekk alors que c'est pas ça. mas nañ ci def benn reportage pour dire xale yi engagement bi ñu am aujourd'hui ci diine boo demee ci Moustarchidine yi da ngay xool tey daayira yi ñan ñoo fa ëpp c'est des jeunes tey te loolu li indi révolution bi bokk na ci
ay sëriñ yu mel ni ñoom sëñ Moustapha Sy bokk na ci ñu mel ni ñoom sëñ Modou Kara bokk na ci ñu mel ni ñoom Cheikh Béthio Thioune nga xam ne aujourd'hui dañu andiwaat xale yi ñu gën a xam seen diine et Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bokk ci mag ñi nga xamante ne c'est comme Serigne Fallou ñëpp am nañu sëriñ mais ku jàq ñoom ngay woo en fait loolu la yàlla dogal en fait et ñëpp dañuy bëgg xam ci ñoom dañuy bëgg waxtaanee ci ñoom dañuy am facilité wax seen ay wax xam nga aujourd'hui xale yi par exemple tey koo wax Mame Abdou Aziz Sy Dabakh slogan bi ñu lay njëkk a wax mooy 40 ans zéro faute et puis après nag ku nekk mën na la indil gëstu ak li nga xamante ne moom la xam ci moom aujourd'hui c'est des ay mag yu mel nii ñun moom lañ ñu war a jaay en fait heureusement ba ndaw ñi ñi mu ñor sincèrement toogatuñu xaar ku leen wax ni mag mi def na fi lii parce que ku nekk yaa ngi jéem a teg sa tànk ci naka ngay def ba xam mag yi léegi nag li ci ëpp solo rek mooy li ñuy jàngee ci ñoom ñun ñu jéem ko jëriñoo def lu mel ni ñoom mënatul nekk mais au moins ñu xam ana ngëneel li ci nekk ñu jëm ci taxaw jëfee ko parce que chaque jour dañu naan àdduna bi jeex na nangam mais ci jamono bi ñu dara di delloo ci yàlla rek lañ koy wax bu ñu paree on oublie yëfi nit la nag mais on espère que lépp li nga xamante ne ñoom moom lañ fi bàyyi ci ngëneel ñun dinañ ci jëriñu pour ñu mën a nekk ay ndaw yi gën. voilà loolu la ñu doon wax gëstu parce que ñun maa ngi ci doon waxtaan ak. mu ngi maam de. Marianne Mbène. kon baax na. waaw dama turam bi laa bëgg a ñëw. dañ doon liggéey doom bàjjen yéen ñaar dinañ la ci jox émission. Coro daaneel nga jëlaat kaddu. pour waxaat ci maam Abdou. waaw demal ba xam. seetlu ngeen gëstu ngeen ay seen mbokk yéen ñaar doom bàjjen doomu nijaay amu ci. dégg ko nee ko demal ba xam. wax na lu neex ci maam Abdou. ma ne ko yow boobu moytuwul. dinañ la jox première partie balaa 21h bi. mais la kay def mais ci lay ngi dee. mu daaneel Coro jël. bi Coro daaneel. wallaay di yokku nguuru kenn gars yi moo wax la. dañuy màbb daal ñun. gars yi waaw baax xëy na du maam demal. dañ ko déglu rek nga ne. yow ko faatal perte na fit bi ni moo gën a wóor. ci tur bi c'est vrai. yow wax nga lu neex. ci maam Abdou mënoon ngaa yem foofu rek. wallaay. bu ko defee ñun ñu nekk sur la xaw ma lan am na ko tubaab yi tuddee nga xam ne du doy lu neex du doy. voilà ñu nekk sur la fin. Coro daaneel na yow nga jëlaat kaddu pour bëgg a waxaat ci maam Abdou. mënum bay nekk ci wetam dara. oui. mënoon nga ñëw bàyyi sur notre fin. waaye ñëw nee nga bàyyi woo ñu sur notre fin amul benn problème. tur bi moom mën naa ko bind. wax ñu tur waaye bind ko. wax ñu tur bi suñu maam la ñun ñëpp. non dabaax bi c'est-à-dire da mën a wax ni. ñu doon gëstu effectivement dañu laajte woon lan la tur bi dabaax bi di. expliqué dafa collé wu ak moo wolof en fait dafa comme ni ñu naan Dieu fait bien les choses. du moo wolof bi en fait. dabaax bi moom turam dafa amoon dabaax ki suñu fii moo doon signifié je pense tanneur de peau mooy ñi ñuy wax ne dafa kiiw arab la mooy ñuy wax ñooy kii der yi dafa bokk ci turam léegi mooy ñu transfert der yi voilà mooy tanneur de peau ñu transformé ko en wolof ça colle bien parce que dabaax daa baax moom wolof amale ko foofu macha allah ñu lay ñaan bu beneenee nga doog a waxaat mais pour waxaat dara ci maam fi mu ne nii boo leneen loo ci waxaat rek cat dina la topp wax nga ci ñaar yu am ñaar yu rëy sax macha allah voilà baax na ci suñu gouvernement donc tey ñun ñëpp a ngi koy fàttaliku Youssou Ndour ndeysaan ak Alaaji Ndiaga Mbaye woyoon nañ ko dabaax wuy dabaax woy la bu ñu leen bëgg a tegal itam histoire ñu koy fàttaliku di fàttaliku suñu maam 14 septembre tey la donc tey daanaka bu doon anglais yi dabaax day la ñu koy tuddee n'est-ce pas donc tey ñun ñëpp dañu koy fàttaliku suñu maam sama maam seen maam maami Sénégal yëpp ñu dem ci merci d'être avec nous ñu ngi leen di ñaanal lundi bu nekk ci télévision Futur Média on vous souhaite une très bonne semaine de travail lundi yombul mais ñun ñu ngi fi pour gunge leen fii ba ci kanam partie magazine bi 11h30 lay jeex à partir de 11h30 ngeen am bonus bi ak Amina Poté en attendant 10h16 di doog a jot laata publicité yi ñu ngi doon fàttaliku maam Abdoul Aziz Sy Dabakh tey 14 septembre ñuy fàttaliku itam Djiboka moom tamit 14 septembre 2017 ci la génnoon àddina. Rappelez-vous de ça c'était en 2017 ancien ministre moom it ñu ngi xalaat njabootam ak ñi mu àndaloon ca yooyu jamono.
ñu jël leen ci téléphone yi bu leen fàtte voilà Djiboka que vous voyez comme ça ci écran bi bokk ci histoire politique bu Sénégal. Il est décédé comme tey c'était en 2017 le 14 septembre nekkoon na ministre jamonoy président Senghor nekk ministre ci jamonoy Abdou Diouf nekk ministre itam ci jamonoy maître Abdoulaye Wade ba noppi itam liggéey ak président Macky Sall yooyu yëpp ay taxawaay la yu am solo yoo xam ne ni kenn dootu ko fàtte donc moom it Sénégal yëpp di ko fàttaliku tey ci 14 septembre bi. 10h17 mooy doog a jot ñu jàngal leen këyit gi nga xam ne mooy jógee ministère de la santé tous les matins pour xool tolluwaayu Covid 19 bi coro bu fekkee jot nañ ko. voilà El Hadj tey ñu am 26 cas ci 852 tests yoo xamante ni def nañ ko 9 yi nekk ay cas contact 17 yi nekk cas communautaire yoo xamante ni. mu ngi am diggante Louga Sacré-Cœur Saint-Louis ak Saraya ñoom ñoo ci ëppale tey ku nekk am nga 2 ci ay cas Colobane Fass Kaolack Khombole Mbour Mékhé Mermoz ak Nord Foire ba Wakam ñoom ku nekk am nga benn ci cas yooyu le tey 43 patients ñoo wér fas yéene ñibbi seen ay kër 32 cas grave la ñu am amul benn décès boo xamante ni nemmeeku nañu ko ci bésu tey bile ñu wax ni bilan bi bu ñuy xayma bi fi feebar bi duggee ak léegi on est à 14 306 cas ci ñoom 10 563 yu wér 297 yi ñàkk seen bakkan 3445 personnes ñoo nekk sous traitement ci structure hospitalière yi nga xamante ni foofu la ñuy jëlee en charge lépp lu jëm ci wàllug coronavirus mu mel ni li ñu nemmeeku depuis un peu plus d'une semaine mooy courbe boo xamante ne macha allah mu ngi wàcc donc dañuy ñaan mu gën a wàcc comme ça ñu mën a tàqalikoo ak li nga xamante ne moom moo di jàngoroy coronavirus et puis mën a dellu ci suñuy habitude voilà. voilà donc c'est ça foofu la Covid bi tollu communiqué baa ngi noonu ci tolluwaayam fii ci Sénégal Covid bi nag wax naa ko sànq tax na ñu bëri changer seen ay programme par exemple sport nawetaan heure bi daan na fekk muy lëmbe dëkk yëpp. on a été à Kolda tase ak koo xam ne ni bokk na ci nit yi nga xam ne ni ñu ngi jël quand même ay initiative pour seen ay gox. muy Abdourahmane Baldé moom mi nga xamante ne moo lancé nawetaan Covid bi fële ca Kolda ci lancement bi def nañ ko ci week-end bi ñun ñi ngi daje woon ak moom fii ci àjjuma ji ngir mu wax ne lan la wundu ci li nga xamante ni mooy initiative bu am solo boobu wax na ko fii la ko seetaanee ci télévision Futurs Médias gannaaw bañ doon waxtaanee ak sociologue bi di Djibi Diakhaté li mu initié woon ci nawetaan Covid bi fexe ba koñ bu nekk wala gox bu nekk di gën a góorgóorlu ngir xeex feebaru coronavirus bi mais surtout ñoom waa Kolda dañ ci dolli lii di paludisme yeeg ak inondation yi mu nekk li nga xamante ni lu am solo la seex nañu waxtaan ak Abdourahmane Baldé moom mi nga xamante ni ndaw la nekk foofu ca Kolda initié lii nga xamante ni mooy programme bi di nawetaan Covid foofu ca Kolda ñu dégtal leen élément bi te ñëwaat ci plateau bi. chaque année dañ doon jàppale jeunes yi ci kii bi nu mu tuddati ci nawetaan yi di parrainer seen i activité di leen jàppale également ci jeunes yi nga xamante ni ràññee nañ leen ci football bi man bokk naa ci ñu parrainer booy xale yu bëri yi nga xamante ni ñëw nañ fii ñenn ñi jàll à l'étranger ren kon ko nawetaan amul te ma yor société budgétisé woon déjà li ma naroon def ci nawetaan bi ñu décidé à travers événement bi ngeen defoon à la TFM l'émission nawetaan Covid ñu inspiré wu ci ne def ngeen nawetaan Covid ñun xëy na bon on va essayer de jël lu gën a large mais toujours dans la même veine d'idée ñu décidé lancer ñun tamit nawetaan citoyen objectif nawet daan corona. ñu décidé tamit ci li ñuy def ñu organiser wu pour que structure de nawetaan yi ASC yeeg ñuy gérer nawetaan bi ñu impliqué leen waaye yemuñu ci loolu jéem a duggante ak administration ak mairie locale bi invité leen tamit yàlla def nag ñoom ñëpp ñu fekk si ñu ba lancement bi le 12 septembre bii lañ koy def et dañuy def quartier yëpp donc quartier bu ñu ñëw rek néew ñu nit ñi nañu rassemblé wu dañ ne na nit ñi def lu ñuy naan investissement humain masque yi ñu ci nar a joxe ak moustiquaire imprégné yi ñu ci nar a joxe nit ñi ñoo ñuy xaar seen kër ñu am équipe restreinte ñi nga xamante ni ils respectent les barrières les mesures barrières ak bañ a def rassemblement yu rëy ñoo ñooy ñëw ci nit ñi jox leen masques yi jox leen nu mu tuddati moustiquaires yi waaye tamit continuer di leen ñaax ñu respecter mesures yi parce que corona baa ngi fii ba léegi
et ñu xaw leen sensibiliser davantage waaye tamit décider ASC yi nga xamante ni ndaw yooyu nekkoon foofu ñi nga xamante ni ñoo ci gën a ràññee ñoo ci gën a en tout cas investir ñun fas yéene nañ leen jàppale c'est-à-dire tey boo doon gagné une finale lépp li ci waroon ànd néew ma dinañ defaat la même chose waaye dinañ leen motivation bi nag mën na nekk lu nekk waaye fas yéene nañ dans chaque quartier ASC yi ci bokk jeunes yi ci bokk parce que ASC bi du ñu nar a dem football yi kese ASC bi koñ la affaire de quartier la donc képp ki nga xamante muy mag muy ndaw bu ñu la soxlaa pour ñëw nettoyer quartier bi wala defar yoon yi parce que bokk na ci lu ñu dugal foofu mooy yoon yi nga xamante ni c'est impraticable ñun yónnee nañu ay camions pour que camions yi defar yoon yi comme waa Touba ci kanam lu ñuy def nii rek waaye ñun ñoo jël lépp en charge waaye loolu yëpp pour tontu lu président woote li la ci nit ñi dugg ci lu ñuy naan une gestion participative de la cité ku ci nekk ci ñun am li nga xamante ni noonu ngay taxawee waaye yemuñu ci loolu tamit dañoo décider toujours dans le concept nawet daan corona ak paludisme nawetaan citoyen ñu décider sinistré yi am ci mbënd bi ñun ñu am liñ ci def. waaw donc initiative yu am solo ci gox yi ak gox-goxaan yi ngay ndaw wala ngay mag nga doon kilifa ci gox def lu mel nii mënuñu lu dul rafetlu ko. donc muy programme bu am solo. pour ndaw yi nekk ci dëkk bu ñu naan Kolda. waaw mu nekk programme bu am solo li ñu ci wax mooy lii lañ doon chercher ci keroog ba ko Djibi Diakhaté initié fii ci Dakar. au niveau de Grand Yoff lii lañ doon bëgg parce que dañu bëggoon insister à ce que ñi ci yeneen zones yi nga xamante ni yeneen régions yeeg ci mel ne ay Kolda comme exemple bi ñu jël ñu suivre exemple bi lu baax la ndaxte xeex bi di Covid bi ñun ñëpp ko ñun ñëpp ci war a ànd. ngir xeex coronavirus bi te loolu am na solo ndaxte comme que nawetaan amul rassemblement yooyu yëpp te waxtu wi dañ doon fekk nawetaan yi zone bu ci nekk ku nekk doon jéem a xëccu ngir sa koñ gagné trophée wax na ko moom Abdourahmane Baldé mooy dañ leen gën a neexal ñi nga xamante ne mooy yenn waa ODCAV yeeg ñu nekk au niveau de Kolda mais surtout yenn zone yi nga xamante ne équipe yi nga xamante ne wala quartier yi nga xamante ne dañuy gën a fes ci seen initiative bi dañ la gën a neexal ndaxte ñoom projet bu ñu tegoon la te lonk nawetaan amul ñu yóbbu ko ci nawetaan Covid bi mais aussi ci xalaataale li nga xamante ne mooy mbënd meek ak yeneen feebar yi te nekk na lu am solo surtout palu bi ndaxte ñu ci bari dañuy jàpp ci xeexu corona bi fàtte yeneen feebar yi te waxtu paludisme la te dafa méngoog moom donc xaw a nuroog tuuti ak Covid bi donc li ci gën a am solo mooy gën a sensibiliser population bi mais surtout àndandoo xeex bi te loolu nekk na lu am solo. voilà lii rek lañ leen di doyee donc moom ñu ngi koy gërëm. pour li mu def goxam Kolda je pense à Ousmane Noël Dieng. moom tamit ndaw la yu mel nii lay def. Kaolack di ko def itam Dakar y a d'autres jeunes yoo xam ne suñu borom. teel na def ñu doon ay kilifa xam nga kilifa moom. du aajo ci at bi kese. mën nga doon tout tànk ba pare nekk kilifa. léegi nag bu dee da nga nekk ndaw nekk kilifa fexe ba fàtte woo say ndawi gox. loolu ñun mënuñu lu dul rafetlu ko. bu ñu demee Kolda gis fa lu mel ni dem fu mel ni Kaolack gis fa taxawaayu Ousmane Noël Dieng dañu koy rafetlu xam naa. daañu seeti ñi muy liggéey ndóol pour wan leen itam initiative yi nga xam ne ni moo ngi koy def. pour que ñu wan leen ni y a des trains qui arrivent à l'heure. Coro mu ngi wax sànq lu am solo dañuy foog ñu ndaw ñi ci benn wàll bi rek la ñu féete waaye ñu ngi ci benn sportif yi dina nekk ay waxu professionnel et que nit ñi mën ci dégg du ñu mën a jàpp. voilà je pense aux Marseillais ñu ngi nuyu suñu xaritu Marseille Guissé Pène c'est un Marseillais Pape Seck mu ngi nekk Marseille moom tamit ñu ngi koy nuyu c'est de véritables Marseillais Sénégal ni mu amee ay Parisiens noonu la amee aussi ay Marseillais donc hier derby la woon daanaka entre Marseille ak Paris Corombaar Ndiaye Marseillaise la 10h30 mooy doo ko jot à tout moment mën ngeen woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 22 22 ku dugg ñu am lu ñu la teralee yu baax yaa ngi tegee pour yéen la mën nañu leen sax rembourser seen dépense balaa ñuy dem ci sujet bi ñu may mën a préparer ñu xool peut-être benn wala quelques téléspectateurs on a encore le temps allo bàyyi sama këyit dama ciy wantaayu allo. pare. bàyyi lu ma yor nga bëgg koo jël coro lu ma yor nga bu ma yoree big coro nga jël big bi bu ma yoree feuille nga jël feuille bi bu ma yoree kaas nga jël kaas bi lii bàyyi koog man allez. on vous donne encore quelques minutes le temps ngeen composé benn ci numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 20 dama soxla big bi aussi allo mais dama ko soxla indi bi itam dama ko soxla allo
kii kan la ni yow la kan dégguma la bu baax yow la kan Zeyna na nga def Zeyna ça va mbaa nelaw nga bu baax yeewu nga ci jàmm c'est bien ça yaa ngi wootee fan Zeyna maa ngi wootee Saint-Louis. yaa ngi wootee Saint-Louis. waaw Saint-Louis. fan ci Saint-Louis nga dëkk. jàmm gën. ah jàmm gën nga dëkk d'accord dem nga marché dema goo marché dis-moi bi nga xëyeeg léegi yaa ngi toog wala. waaw maa ngi toog di sant di dugg waaye su ma woon dugg. yaa ngi. maa ngi doon sant di dugg. d'accord ñaata ngeen di dépense su seen kër ñaata ngeen di dépense su seen kër d'habitude bu ngeen xëyee par ñaata ngeen di dépense su. par 6 000. waaw. par 6 000 ci dépense. ñaata. 6 000. ah 6 000. waaw. jeex na kon xaaral ma may la dépense su juróomi fan juróomi junni yu ma lay envoyé léegi. Merci beaucoup. Merci Zeyna, bonne journée à toi. Allez ne quitte pas ñu jël la ci ginnaaw Kumba sama doom ji jëlal ma ko comme ça ñu teel ko yónnee xaalisam mu mën koo jot doon lu ñu mën a dépenser pendant des jours Zeyna mu ngi doon woote Saint-Louis 88 628 22 22 allo 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 allo. Allez faites vite très rapidement ku dugg rek ñu am lu ñu la dimbalee mën na nekk surtout dépense su kër ah oui loolu ngeen di gën di soxla yéen ñi nekk ci biir kër yi peut-être di ñu seetaan ci yeewu leen bi 10h33 allo 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 bu dee téléphone bi dafa saturé da ngeen di raccrocher composé waat peut-être même numéro bi wala beneen numéro y a beaucoup de numéros 88 628 22 20 bi tamit baax na mën ngeen ñoo jot en direct ça dépendra de vous ku dugg rek di nga am dara 88 628 72 86 allo. allo. kooku. allo. waaw ma ni kooku. man la Mamadou Lam. Mamadou Lam na nga def. maa ngi sant yàlla bëri Pape Cheikh. jaajëf waay naka suba si. sant yàlla bëri alhamdulilah. mbaa jàmm nga fanaane. macha allah. waaw jàmm rek laa fanaanoo kay alhamdulilah. macha allah Lam fooy wootee. maa ngi woote ba Kaolack. fan ci Kaolack ngay wootee. Coofak wetu Sam. ah yaa ngi wootee Coofak. waaw si ginnaaw jullikaay waaw. c'est bien ça Aïcha loo bëgg ñu defal la ñu jox la loo joxe ci kër gi comme dépense wala loo bëgg ñu rembourser la wala loo bëgg ñu dimbalee la. waaw man kay loolu laa bëggoon ngeen jàppale ma si kër gi rek temps yii affaire yi dafa xaw a métti trop. dafa dëgër de dëgg la de dafa dëgër de même ñun ñu sax waaw laa yoroon. ah. waaw léegi dafa am problème dañ ma ko joxoon may dawal léegi borom dafa nanguwaat temps yii moo xaw na métti trop. ah loo yoroon Jakarta. waa Jakarta waaw. ok daan nga am ñaata par jour ci Jakarta bi. ça dépend bu dëkk bi neex dama daan verser 2000. daan nga verser 2000. léegi li ci des dama daan def sama poche pour dépense bi. maanaam daan nga am ay 3000 4000 par jour. ba 6000 sax dama ko daan am. ah c'est bien ça ah kon xaaral ma jàpp ci rek xaaral ma jox la benn enveloppe bu 25000 rek peut-être nga jàpp ci yàlla baax na. boo defee loolu yàlla na la fay jërëjëf. jeena may nañ la juróomi junni yoo xamee ni daal mën nga ci jafandu en attendant yàlla na suñu borom mottali lépp mais daal may nañ la 25000. voilà donc xam naa jël nañ ko ci ginnaaw très rapidement ñoom it seeni loxo dafa gaaw balaa kenn di couper dañ lay jël ci ginnaaw bu ko defee xaalis yi ñuy maye ngeen di ko dégg ñu mën leen koo yónnee ngeen mën cee jot nu mu gënee gaaw balaa bëccëg bee jeex bu amaatee téléspectateur bu nekk ci téléphone bi ñu jël ko 88 628 76 76 wala 88 628 04 05 wala 88 628 20 20 donc pendant que ngeen di wootee
ñu jàll ci benn ci sujet yu ñu leen préparé wala am na ku nekk ci ligne bi 88 628 72 86 voilà ku dugg rek am ci enveloppe yi mu doon ndimbal ci période bi la nga xamee ni ñëpp a ko soxla du Covid 19 bi rek a fi ne mbënd mi it ñi mu sonal bëri na. ñan ñoo koy gérer wala naka la demee on parle d'argent depuis taw bi sonal nit yi on parle de milliards on parle de gestion des inondations borom xam-xam yaa ngi ciy wax lu ne liñ ci bëgg a xam rek mooy taxawaayu collectivité locales yi ak ñi nga xamee ni ñoo jiite bokk mooy moomeel yi moo xam maire yi wala autorité yi nekk ci gox yi on en parle tout de suite pour mu mën a leer ci suñu bopp ak Maimouna. ñu ci bëri bu yenn jéyee yu mel ni amee ci seen koñ wala mu am ci seen ay dëkkuwaay dañuy joxeñ baaraam ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor mairie yi wax ni que peut-être que assisté wuñu population bi wala xaar lu bëri ci ñoom donc nag on a jugé utile dem waxtaan ak benn maire ki nekk commune Fass Gueule Tapée moom mu indi ñu ay éclaircissement ci yan responsabilité lañ am et éventuellement est-ce que seen côté prévoir na ay budget pour sinistre yu mel nii dañ ko déglu dellu ci waat. ñoo tànn conseillers yi tànn maire bi nit nag soo ko tànnee pour mu toppatoo say mbir a tax donc yitte bu njëkk bi te mooy benn yitte bi kese mooy maire bi dafa war a toppatoo problème mu population. seen bien-être population bi ngay wut mais dafa am doole bu rëy bu nekk ci biir communes yi ci population yi mooy social bi dafa bari doole. gannaaw boo wutee cadre bu baax nga dugal leen ci jàppale leen ci seen cadre. toppatoo leen ci seen santé toppatoo njàng mi loo ci mën nga def ko ci toppatoo ci dimbali leen dimbali jigéen ñi dimbali xale yi pour ñu mën a préparer wu pour suba ñu mën a jël relève bi. non xam nga assainissement moom dafay loo xam ne li cëru gouvernement la parce que doole ji mu laaj maire yi amuñu ko donc gouvernement moo ko war a dox wante tekkiwul de dañuy yori lex rek ne pacte di seetaan dañ ciy dugal suñu loxo. soo jëlee exemple rek ci nawet bi taw bi méttee am na ay koñ yoo xam ni ci suñu gox jot nañoo jël ndox xaaruñu gouvernement bi mu ñëw ñun dañu jóg xale yi quartier bi jóg conseil yi jóg population bi jóg ñu dem dugg ci kër yi dimbali nit ñi génne ndox mi xaaruñu état bi def ko parce que compétence boobu du compétence bi ñuy transféré mais nag dañ ciy dugal suñu loxo bu baax a baax a baax tey jii soo duggoon ci Gueule Tapée Fass Colobane di wër. da ngay gis ne ñu ngay bale ñu ngay manque ndox ñu ngay nettoyer parce que daf suñu wareef la parce que lépp ci bien-être population bii nga xam ne moo ñu fal te ñu amee leen ko ci la bokk. suñu demee ba fi ndox mi war a jaar bu ñu ñëwee fekk ci ay deru xaraka ay ñu fatt ko wala weñ ga nga xam ne moo ko découvrir ñu sàcc ko yóbbu ko loolu aussi population yi dañu war a def attention ci loolu bañ cee defu mbalit pour que bu subaa bu ndox mi ñëwee war a mën a jàll dem yoonam. à part ces problèmes là amul leneen dañu xam li ñu war dañ koy def population yi xam nañ li ñu war nañ ko def ñun ñëpp ñu bokk defandoo ko pour que mbënn mi bañ ñu sonal. taw bi suñu borom subhanahu wa taala moo koy andi bu ñëwee ba tax ci biir kër yi dafa am ko war a dindi mooy état bi donc responsabilité directe ñun amuñu ko. ma rappelé it nag même bu dul suñu wareef am nañu ay rubrique yoo xam ne bu coono amee dañu jóg jàppale nit ñi même su fekkee ne du suñu wareef dañuy jóg jàppale leen. loolu rek la ñuy def nag xaaruñu ne dañu am budget boo xam ne dañ koy yóbbu ci population yi bu coow li amee prévoir ñu budget ne bu catastrophe amee dañuy jël xaalis bi jox ko nit ñi jàppale leen ko état moo mën loolu te mu ngi koy def wante nag am nañu rubrique yoo xam ne tey di bi catastrophe amee wuti nañu ay moto pompe wuti nañu essence wuti nañu ay yére dugal nañ ci xale yi fay nañ ñuy liggéey loolu moom mu ngi ci budget bi te suñu wareef la mais budget spécifique ne bu inondation amee nii la ñuy def loolu moom amuloon ci budget bi. voilà kenn la ci maire yi ci Sénégal Ousmane Ndoye maire bu Colobane Fass Gueule Tapée doon expliquer lan moo war a nekk normalement taxawaayu maire yi ak ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey ci gox yeeg gox-goxaan yi ci collectivité locale yooyu bu problème yu mel ni inondation amee Pape Cheikh parce que je pense que c'est très important nit yi xam ne que ñoom aussi seen liggéey dafa tënku ci li nga xamante ni moom mooy loi 9606 bu code
des collectivités locales bi nga xam ne ñu ngi ko defoon le 22 mars 1996 donc code boobu nag dafa définir ñoom li nga xamante ni moom mooy seen rôle seen ay mission fan la ñuy aw ak budget yeeg yooyu yëpp nu ñu koy exécuter donc bu ñu ko résumer rek ñoom dañu am rôle d'appui au développement à l'éducation domaine social culturel ak li nga xamante ni moom mooy bien-être de la population mais dafa am yenn mission régalienne yoo xamante ni loolu état la incombé c'est-à-dire comme inondation ak yenn yi nga xamante ni ça nécessite de gros moyens ça incombe à l'état état moo ko war a def maintenant si seen budget yi am na ay rubrique nag yoo xamante ni dinañ ci mun jënd ay matériel wala ñu jënd si ay dons yoo xamante ni da koy nekk appui aux populations donc ñoom lu ñu ci def rek dafay nekk loo xamante ni dañuy aw si seen conseil municipal parce que ñoom xam nga il faut pas oublier que dañu leen élire comme ni ñuy élire président yeeg député yi c'est-à-dire au suffrage universel peuple bee leen fa teg donc ñoom lépp lu ñuy exécuter tam dañuy am benn autonomie boo xamante ni ils dépendent pas directement de l'État parce que ñoom dañu am benn personnalité morale boo xamante ni dañu am seen autonomie financière seen budget ñoo koy gérer seen bopp population yi ñoo leen fa teg donc ils ont une très grande légitimité par rapport à l'exécution donc dinañ xam nu ñuy def mais yooyu yëpp nag li nga xamante ni mooy conseiller yi nga xamante ni ñoo nekk ci conseil municipal bi ñooñu population bee leen élire donc décision yi ñuy jël rek dafay nekk ay décisions yoo xamante ni aussi c'est assez représentatif de la volonté du peuple parce que ñoom ñoo leen fa teg donc bu ñu defee seen conseil boobu ci la ñuy xool lan la ñu war a def fan lañ koy awale ci ban budget lañ koy jëlee lu ñu def rek day mel ni population yee ko def bokkul ak ñi nga xamante ni dañ leen di nommer donc moo tax ñoom suñu defee seen conseil def seen budget choisir yan rubrique ñoo prioritaire par rapport au bien-être des populations bokkul ak li nga xamante ni nag moom mooy ay mission état bi ay aide wala ay assainissement wala loo xamante ni état bi moo ci war a dox maintenant il faut savoir que il peut arriver que état def transfert de compétences vers une mairie c'est-à-dire mu am benn mission boo xam ne état bee ko waroon def dafay am procédure bu muy aw après état bi dafay jox mairie bi délégation de pouvoir pour par rapport li nga xam ne moom moo ko waroon def mairie bi def ko mais loolu mënul nekk ci mairie à une mairie c'est-à-dire une mairie mënul am tutelle vers une autre mairie dem di fa def ay actions mais par contre mën nañ def li nga xamante ni moom mooy coopération c'est-à-dire mairie bi nekk Mermoz lëkkaloo ak bi nekk Liberté 6 ñu am ay actions communes mais mënuñu am ñoom ñaar ci seen kaw ay mission de tutelle état rek moo mën def transfert de compétences vers une mairie maintenant ce qu'il faut savoir aussi mooy citoyen bi nga xamante ni dafa dëkk ci mairie bi moom am na opportunité su ko bëggee mu def ay lettres yoo xamante ni dafay demander ñu jox ko une copie des procès-verbaux c'est-à-dire lépp lu ñu décidé ci mairie bi wala budget yi wala dépenses yi ñu def am na droit boobu donc daf koy demander def benn courrier dañ koy jox copie éléments yëpp wax ko xaalisu commune bi fan la dugg ak yooyu mais c'est des choses yoo xam ne nit yi tàmmuñu di ko def donc ki nga xamante ni daal jàpp na ni gestion mairie bi soxal na ko wala am na loo xam ne bëgg na ko mun na def une copie adressé ko au président du conseil rural wala commune bi wala conseil départemental bi mu demandé li nga xamante ni moom la bëgg en information Pape Cheikh dañ ko koy jox. voilà donc c'est ça très intéressant. maire yi ak seen ay taxawaay. donc ñoom maire yi rôle moom rôle la. comme j'avais dit tantôt yenn saa yi nga gis ab jafe-jafe boo xamante ni peut-être daf lay wóor doo xam sax ndax maire bee ko war a gérer. wala war a ko gérer. moo tax c'est bien genre de communication yi nii. jafe-jafe yi ñuy am. ci problème communication bi quoi c'est-à-dire si on pouvait utiliser des termes plus simples. plus simple su ko defee ne population bi lii mairie yi ñoo ko war a def seen budget fii la yem. mairie yi tamit seen budget. ak fi jamono toll nii seen budget annuel ñuy toog di ko exposer xoolal. mu rendre public. pas seulement def ay affiches wala dara mais rendre public quoi léegi ak fi communication toll fi jamono toll war nañ ko mën a rendre public ñu ne budget ñëpp xam. ki dëkk ci quartier bi. wala nekk ci zone boobu xam ne man sama mairie kat budget 1 milliard la je donne l'exemple que ni lii la mën a def lii la ay compétence am fii la mën a yem fii la mën a def moo war a mën a defar tali wala moo war a mën a defar mais da ngay jékki-jékki gis benn affaire bu am ci mairie ñu ne waaye suñu mairie liggéey suñu kii mais ñu xam ni ministre lii mooy compétence am mairie yi lii mooy compétence am su ko defee ñëpp xam ni nii ak lii lañ mën a def te loolu c'est des termes beaucoup plus simples gars yi mën a expliquer ñu bañ a utiliser trop ay termes techniques moo ëppoon daal moo ëppoon si seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo nekk seen responsabilité moom laay wax xam nga tey suñu ne nit ki moom moo war a dem vers l'information peut-être dafay xaw a doy waar parce que tam
ñun peut-être li ñuy sonal mooy suñu langue de travail c'est le français bokkut ak langue bi nga xam ni c'est la plus parlée au Sénégal mais non si mairie am na ay rajo communautaire peut-être ñoom ñu gën a def ay appui wala ay émissions yoo xamante ni si rajo communautaire yi li concerné seen gox bi ñu def ko mais comme je l'ai dit tantôt nit ku nekk am nga droit adresser un courrier demander le budget demander les comptes demander li nga xamante ni moom la ñuy def ci mairie bi dañ lay defaral copie jox la ko am nga devoir boobu yow mi dëkk ci commune bi dañ la koy defaral maintenant nit yi duñ ko def peut-être ñoom ñu aller vers cette démarche c'est-à-dire ci rajo communautaire yi di kii parce que même ministère yi ñuy gis nii soo demee seen site internet bi seen budget yi monsieur le maire voilà dama dépense beeg dama jëjëg dama kii amuñu ko mais je pense que am na maire yuy def noonu mais ñi ci war a gën a mën a baal ma rek ñi ci war a gën a mën a bàyyi xel mooy ñuy xool approche bi ñu war a mën a def ci population bi wala ñi nga xam communiquer leen mu leer ne leen nit ci mën a dégg voilà budget maire bi voilà comme que léegi statut WhatsApp dafa xew ñu bind ko def statut WhatsApp waa quartier bi ñëpp gis ko tey il l'aurait fait nit yi ça les intéresse pas comme il l'a dit parce que quand c'est des chiffres c'est compliqué mais suñu waxee aide suñu waxee appui suñu waxee tabaski suñu waxee tamxarit les gens yi dinañ ñëw maintenant après ki nga xamante ni moom la intéressé muy peut-être jeune bi nekk ci quartier bi xam nga imprégné de la chose bëgg def ay affaires peut-être moom dina dem vers l'information mais l'essentiel wala la plus grande partie de la population tam boo demee vers ñoom avec ces informations ça les intéresse pas malheureusement dans la plupart ils n'ont qu'à travailler nañu liggéey rek góorgóorlu ku ci nekk matal mission bi nga xamee ni moo tax ñu teg la ko fa te ñoom it ñu bañ naagu ñoom autorités yi ñu xam ne askan yi maanaam ñun ñoo leen teg ci boppu yi ñu jiite pour ñu bañ ci pour yooyu itam des fois ñu bañ ko fàtte. parce que booy gis ci dëkk yu buñ ko fàtte dëkk yu mag yi c'est grâce à nous qui sont devenus par exemple président ministre yenn yi comme l'homme là dañ koy xam ñu bañ di fàtte yooyu daal. ils sont élus au suffrage du seen gën jàng ñëpp du seen gën a du yooyu yëpp nit ñi daal ñoo leen wóolu ba teg leen fa loolu c'est important ñoom autorités yi ci bàyyi xel. parce que comme moom laa doon wax ñoom comme président ils sont élus au suffrage universel nit yee leen élire et puis maire yi booy xool dans les plus grands pays ñoom ñoo gën a proche population bi ils sont les plus aimés mieux aimés sax que les présidents de la République parce que ñoom ñoo nekk gestion directe avec la population donc ñoom ñoo war a gën a am empathie envers ñooñu li nga xamante ni moom la ñuy dund voilà jërëjëf Guèye yow saa yoo defee mu mat nga indi sujet rek bàyyi fi coow li léegi nga gis ay site internet bind nii voilà président décidé na maire bi lii ak laak léegi c'est bien ça yoo indee sujet rek il faut que mu jur loo xamante ni ça va toujours servir ça j'ai remarqué macha allah donc rôle maire yi ci période bi la nga xam ne période du jafe-jafe la inondation coronavirus tout ça dinañu gën yàkkamti seen ay taxawaay yu baax pour askan yi nga xam ne ni ñoom ñoo leen jiite donc merci pour ci lii nga indi muy gestion des inondations quel doit être le rôle des collectivités locales 10h49 ñu lambaat leen yéen ñiy woote Aïcha balaa ñuy dem ci yeneen sujets yu des on va parler des femmes dans quelques minutes d'abord dinañu dem seeti ay jigéen yoo xam ne ni ñu ngi ci wàllu social ñu ngi leen fekkoon Grand Dakar ñu ngi sensibiliser ndaw ñu surtout ci wàllu xeex gi ñuy xeex pour éviter lawu Covid-19 bi dinañu dem itam ba Ngaay Mexe fekk fa jigéen bi ñu tànn tey mu nekk jigéenu semaine bi the woman of the week chaque lundi ak Awa Gaye dañuy tànn benn jigéen boo xam ne jàmbaar la exemple la voilà donc dinañu dem seeti koo xamee ni chargé de mission la ca présidence de la République mu ngi fekk baax dëkk bu ñu naan Ngaay Mexe en attendant ñu jël leen ci numéro téléphone yi 88 628 65 65 88 628 04 05 88 628 22 22 di ndokkeel sunu xarit yëpp ak foo ngeen mënti nekk merci de nous regarder Adja Kine Diouf Yatma suma maam suma chéri ca dëkk bu ñu naan Jaxaaw suuf te Thiès yaayu suma yaay Adja Diallo Adja ñu ngi koy souhaiter d'ailleurs un bon anniversaire mieux vaut tard que jamais anniversaire bi bërki démb la woon donc on pense à elle yaayu Bijou Ndiaye ak maman Kine yaayu Mouhamed yi Diop ak Diouf ajut Kine Diouf Yatma ca Thiès ñu ngi koy ndokkeel bu baax Nafi Diagne mu papa Elage ca dëkk bu ñu naan Paris logé nourri plus soigné moom it ñu ngi koy bégee fàttewuñu Ndiaga Fall moom it suñu xarit la taalibe Cheikh bu mag bi ak équipe yu Ovision TV gis naa chaîne YouTube bi mu ngi def lu am solo ci 14 septembre bi nga xam ne ni xel yëpp dafa dem ci maam Abdoul Aziz Sy Dabakh c'est bien
nekk xale warul la mun a tere di gëstu mooy li ñuy wax sànq rek ci bi ñuy tàmbali donc ñu ngi ndokkeel bu baax waa O Vision TV ak suñu xarit Ndiaga Fall Talibé Cheikh 88 628 20 20 allo. allo. kooku. André. voilà bul dégloo wàññi sa télé wala nga fay ko du ma mën a dégg bu baax. waaw. wàññil. allo. allo oui. wàññiwul téléem quoi donc bu ngeen wootee da ngeen di wàññi télé bi di dégloo ak téléphone bi ci lay gën a leer na beneen téléspectateur dugg 88 628 22 22 wala 72 86 wala 04 05 beaucoup de numéros de téléphone yu ñu leen defal pour ngeen mën di ñu yónnee ay ngeen mën di ñu woo voilà pour ñu leen di boole ci enveloppe yi ñuy séddale allo allo bu doon awa gee nee na la helloy loolu jar na 14 milliards seetu bi awa gay ba mu toog waa bale helloy ñu ngi leen di nuyu how are you good helloy li ma nekk ak ñii man yenn saa yi damay seetaan TFM jël sama jàkk naa télé yu bëri sama kër may jël dàll bi rek sànni waa télé bi toj helloy helloy allez na téléspectateurs yi gaaw dugg donc le temps ñu leen di recenser mbete aide mbete maire yi le temps ngeen di dugg ñu dem ci initiative yi balaa ñuy dem ci jigéenu semaine bi on retrouve d'autres femmes yu ñu fekkoon fële nga xam ne moo di Grand Dakar ci ay initiative solidarité Mado. oui Baye Cheikh comme ni nga ko waxee donc soxna yi moom vraiment bi mbas bi tàmbalee ba tey ñi ngi ci béy seen waar bu baax a baax ndax chaque jour ñu wane fi ay ñi nga xamante ne moom moo di les acteurs communautaires di lim ñi nga xamante ne moom moo di bàjjenu gox yi waaye association yi nga xamante ne jigéen yee ko sos ñoom itam comme ni nga ko waxee nekk ca Grand Dakar ñoom tamit jot nañ fa def benn liggéey bu am solo ci noonu ñu demoon jëli ay kàddu ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Binte Gueye moom moo di seen présidente ak ki nga xamante ne moom moo di Thiaba Koura Faye di chargé de com bi ñu dem déglu ñëwaat. femme de Grand Dakar ko ci benn forum femme dakaroise léegi forum bi ñoom bi mbas mi ñëwee dañoo daal di xool seen bët ñu teel a xeex ñun parce que ay yaay lañu teel a xam ne feebar bi yaay yi ñoo ci surtout yaay yi ñoo ci mën a dimbali société bi. léegi si lañ jógee defar suñu ay eau de javel defar suñu ay saabu commencé suñu communication dugg ci dëkk bi. bi ñu paree si loolu ñu xam ne lii mu ngi avancé ñu jógaat ak beneen feem bi moom mooy lan moo ñu def porte à porte dugg ci biir kër yi di sensibiliser nit ñi xamal leen ne leen cas communautaire yi ñu ngi gën a yokku kon feebar bi mu ngi fi demul fenn di dugg ci kër yi dem ci marché Grand Dakar sensibiliser tam nit ñi foofu parce que marché boo ko dee seet loo bëgg a yëgle wala loo bëgg a xam nit ñi xam ko da ngay njëkkee ci marché bi. waa li ma ci mën a wax mooy que ni. Union des femmes de Grand Dakar dañu nekk kuréel boo xamante ni dañu yëngatu ci autonomisation des femmes par la formation et le renforcement des capacités di def nag ay activités génératrices de revenus am nañu nag ay thématiques yoo xamante ni dañ ciy liggéey avant mbas mi dañ ci doon liggéey muy côté santé def ay consultations gratuites di aider femmes yi nga xamante ni dañu am feebar te mënuñoo dem hôpital ñu leen ci jàppale ci côté éducation aussi dañ daan def journée des lauréats yoo xamante ni c'était pour le maintien des filles à l'école. defe naa ni Union des femmes de Grand Dakar li ñu war a def ci mbas mi yëpp def nañ ko bu dee côté communication sensibilisation loolu yëpp def nañ ko porte à porte dem ci marché bi waxtaan ak ñoom jox leen lave-mains yi jox leen ay masques loolu yëpp def nañ ko. kon defe naa ni Union des femmes li ñu waroon a def yëpp def nañ ko dugg nañ nag ci biir koñ yi gis nañu jeunes yaa ngi taxawaalu. jeunes yaa ngi toog di naan ataay kaasu ataay yi ñu ngi koy bokk soo demee ci terrain football yi yaa ngi leen fay fekk dafa amoon ay mesures barrières yoo xamante ni dañ ko tegoon ci koñ yi muy lave-mains yi ñu tegoon ci koñ yi xale yu góor yi yore ko yore masque yi balaa ngaa dugg ci koñ bi nga raxasu loolu permettre na nit ñi ni pour ñu xam ni que mbas mi ngi fi ba tey léegi nag remarqué nañ ni
loolu ñu doon raxase loxo yi nekkatul ci bopp koñ yi gisatuñ ko defe naa ni loolu ci li gën a tax cas communautaire yi dugg si ci la bokk ndaxte loolu da daan boo duggee ci koñ rek gis ñu teg fa raxasukaayu ndox yi teg fa masque yi loolu rek daan na la wan ni la ko feebar bi kat mi ngi fi ba tey mais depuis ñu jëlee ko fi ndaxte xale yi amuñu mesure d'accompagnement ndaxte loolu aussi boo jëlee sa propre moyen commencé di ko def war nañ laa jàppale war nañ laa dimbale pour que loolu mën a continuer léegi nag gisatuñu loolu gis mbas bi moom ñun duñu dëkk ak moom dañ koy xeex mu jóge fi nag dañu war a respecter mesure barrières yi te mesure barrières yooyu dafa am lu mu àndal dafa am ay moyens yu mu àndal moyens yooyu nañ ko jox jeunes yi ñu teg ci bopp koñ yi raxasu bi commencé waat takk masque yi ñu imposé waat ko ndaxte doo gis da ngay gis ni balaa ngaa takk masque gis policier loolu normalul c'est bien waaw ñun dañuy denc masque yi ci poos yi bu ñu seenee alkaati yi rek takkaat yooyu yëpp baaxul voilà nañu gën a góorgóorlu rek te bañ a bàyyeeku li Awa Mbaye daan wax bu kenn bàyyeeku et c'est bien ay jigéen yu jóg pour bañ ñi ñu dëkkal bàyyeeku ñu bokk dugal seen loxo ci sensibilisation oui Baye Cheikh donc vraiment jigéen ñi ñoom am nañu ñi ngi liggéey daal liggéey bu am solo ci comme ni ma ko waxee woon ci li nga xamante ne moom moo di xeexu mbas mi parce que quand même elle a signalé des points forts yoo xamante ne c'est vrai que loolu tax na gisatuñ ko moo tax nit yi def li nga xamante ne moom moo di relâchement bi comme ni ma ko waxee woon ci rubrique précédente yi amoon nañ benn engouement bi marque d'Italie pandémie bi dugg see koo gis mi ngi gàddu gel koo gis mi ngi gàddu masque nit yi ñi ngi maye ay kit sanitaire foo tas ak ñoom waaye buntu kër wala bopp koñ wala koñ boo dugg si rek di nga gis ñu teg fe li nga xamante ne moom moo di mbiru lavement yeeg mais malheureusement léegi kenn gisatu ko donc bokkoon na ci loo xamante ne gënoon na tax peut-être nit yi di fàtte li nga xamante ne moom moo di mbas boobu mais sant yàlla on voit que en ce moment mi ngi wàññeeku mais toujours quand même saa yi ñu limee comme tey bu ñu xoolee cas communautaire yi moo gën a bare donc ce qui veut dire que mi ngi fi donc nit yi war nañu gën a continuer ci li nga xamante ne moom moo di xeex bi conscientiser tegaat li nga xamante ne moom moo di ces kits sanitaires là et puis leneen li mu wax aussi mu am solo mooy accompagnement bi ñu leen war a def parce que seetlu nañ bi mbas bi tàmbalee ku ci nekk yow yaa génne sa propre moyen dem di dimbali nit yi donc quand il y a des associations de femmes comme ça comme on dit tout à l'heure gouvernement bi aussi war nañ leen jàppale parce que ñoom itam seen ay moyens nañu demee te di nga toog benn moment maanaam doo mënati eggale donc ñoom war nañ leen jàppale parce que ñoom ñi ngi jàppale mairie liggéey bi ñu def mais je me dis que dinañ jàppale mairie bi dinañ jàppale état bi kon ñoom tamit en retour je pense que elles doivent avoir cette aide là c'est très important donc di leen di féliciter aussi parce que yemuñu tamit ci xeexu mbas mi comme ni nga koy waxee ñi ngi sensibiliser ci par rapport ak mbënd mi ñu toll jàngoro yi nga xamante ne mi ngi fi lu mel ni ay paludisme ak yooyu ba pare parfois aussi dañuy organiser ay journée yoo xamante ne maanaam de consultation gratuite ay mbir yoo xamante ne dina jàppale bu baax waajur yi jigéen ñi wala tout tànk yi ci biir li nga xamante ne moom moo di seen gox bu ñu dëkk donc ay nit yoo xamante ne war nañ leen jàppale moo taxoon tey Baye Cheikh ñu wanele kook télé yi et puis di leen di féliciter parce que jigéen quand même am na solo bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di société bi rawatina nag xeexu mbas mi boobu ba léegi bu mu tàmbalee liñ ci liggéey. voilà ñoom ñu ngi nekk Grand Dakar c'est ça ay jigéenu jàmbaar lañu am na ci keneen koo xam ne nii nekkul Grand Dakar ma nga dëkk bu ñu naan Ngaay moom tamit jigéenu jàmbaar la moom la ñu tànn def ko jigéenu semaine bi Awa Gaye waaw kooku mooy Diakhou Ndiaye la lionne du Kayor xam naa suñu demee seetaani waxtaan bi ñu am ak moom suñu ñëwee incha allah dinaa leen wax lan moo tax mu tudd la moo tax ñu tuddee ko la lionne du Kayor incha allah. sang yi ñoo ngi nuyu waa Ngaay gi yëpp di nuyu Sénégal di nuyu diaspora bi. fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee te toujours waa Ngaay laay doon te lépp lu may taxawal fii ci Ngaay Mékhé laa koy taxawal. jigéen ñi parfois dama leen di gis daal dañuy sonn parce que man xam nga sama papa dafa teel a gaañu bi ma amee juróom-ñetti at la sama papa gaañu mu bàyyi ma ak sama yaay ak samay mag yu jigéen. ma gisoon sama yaay daal nekkoon jigéen boo xam ne xam nga boo amee ay njabooti sew sa borom kër teel a génn àdduna ma gisoon ko mu gis li muy daj pour jàppale ñu léegi nag loolu moo tax ma ne pourquoi pas tamitam il faut ma jóg jàppale jigéen ñi ndax li sama yaay sonnoon bëgguma jigéen ñi sonn ko duma leen fen duma leen nax duma leen wax lu dul noonu dëgg rek laay nekkee ak ñoom ak fu ñu toll di teg ay projet nañu liggéey lii pour am lii su ma amee dara dikk jënd bagage xam nga kun tudd Ngaay di nga tudd artisanat gis nga ñaw Ngaay bi nga rombee tali bi ñaw yi tubaar fakkaar la loolu ci laa njëkk a jóg sax pour di liggéey ak ñoom am nañu association ñu naan ko mouvement suqali Ngaay et environ Ngaay ak li ko wër la jigéen ñëpp di ci liggéey ñii di ràbb ay pañe biñ koy doon presque mun naa ni 10 personnes la woon
parce que dañ naan luy door day sew mais biñ ko dooree di ci liggéey tubar fakala macha allah fu waay nekk jigéen daal di ñëw bokk ci ndax xam nga jigéen ñi bu ñu gisee lu baax lu leen di jëmee kanam dañ ciy bëgg a bokk di liggéey ba bërki démb xam nga ni boo ñu seetaanee sax di nga ko gis jël nañ fi 75 millions de francs CFA financé ko jigéen ñi pour ñu liggéey te xam naa ne bu ñu fi toogaatee 2 semaines war nañoo financé 150 millions te loolu lépp ci association bi la jëm. lépp lu waaye di def ci lu baax da ngay bëgg sa njaboot roy ko moo tax itam lépp lu ñuy def dañuy jàngalaale suñu doom yi mais du tee nag ñu xiir leen ci ñu jàng mais bu ñu jàngee ba école tëj wala ñu wàcc dañ leen di jàngal liggéey bi. maa ngi ciy lancé ñëpp message di gën a lancé nag suñu président de la république pour mu gën noo mën a jàppale pour ñu mën a jàppale suñu jigéen ñi bu baax a baax loolu moom ñoo ngi ko ciy tàllal loxo di tàllal loxoom soxnaam su baax soosu Marème Faye Sall di tàllal loxo tam ministre de la femme bi nga xamante ni moom itam jigéen da koo ñor taxaw di dimbali ay nit daal man dafa doon loo xam ni bi ma nekkee xale dama ko doon xalaat dama naan su ma màggee yàlla ma yàlla suturaal ma nekk femme boo xam damay nekk femme développement nekk femme sociale di jàppale ay nit loolu moom neex na ma trop moom ba am na ñoo xam ne sax dañ may wooye fii madame sociale ñi naan la lion du Kayor man moom lu jigéen am rek góor ñi sax nag parfois liñ bëgg a doon sax mën naa ko doon nag wax dëgg yàlla man jombale ma sama bopp dara ndax ma damaa gëm sama bopp nag soxna Awa buñ ma joxee ministre ma jël buñ ma joxee député ma jël luñ ma def daal man daal président Macky Sall fépp fu ma toogloo ni ma fii nga ma doy mu woon di ma kaay baleel ma pale bi sax ma dem bale ko pale bi man daal naa ci am loo xam ne bu weddee ma mën cee jàppale sama jigéen ñi ma àndal ak waa dëkk bi waa ngaay man loolu kese laa soxla wala leen fu nekk maa ngi fi fëgg xanaa kay ñu ñaan yàlla procès yi parce que en général procès yi fekk sottiwul doo ko mun wax parce que man ñëpp dañ ma xamee ci dañ naan Jaxude dafa fonk kàddoom léegi nag loolu boo demee ba am adresse boobu doo ko yàq parce que mun na ma leen bëgg ni leen man de defal naa leen nangam mais loolu agsiwul day mel ni dama wax lu dul dëgg gis nga feebar bi nga xamante ni moo gañe àdduna bi ba agsi fii ci Sénégal mi coronavirus nekk feebar boo xamante ni dafa jaaxal ñëpp nag kon li nga xamante ni moom moo ñu ci aar chaque jour docteur yi wax ko mooy nañu takk ay masque ñun ñi tubaar fakkaal la ngaay foo ñu fekk ñoo ngi indi bagage ñii ngi raxasu ñii ngi takk ay masque di gën a tàllal loxo waa ngaay di leen xamal ni leen maa ngi seen gannaaw du ma def émission bi nag te nuyu ma samay waajur sant leen gërëm lañu parce que tey lépp ñoom la parce que ku mel ni sama yaay man moom laa xam moo ma yar tette ma ci lu baax Khoudia Ngom maa ngi koy ñaan yàlla bàyyi ko fi di nuyu Serigne Malick Fall bu baax moom itam di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fu mu yàgg fi te wér mais du ma taxaw nag te nuyu ma sama fan muy Youssou Ndour borom TFM man dama ko bëgg ay wayam moom kese laay déglu sama oto du ma déglu leen dul Youssou Ndour sama kër Youssou Ndour sama lépp Youssou Ndour man dama ko bëgg ci sama xol parce que day référence la ci àdduna bi yépp du ma wax sax Sénégal weesu na Sénégal di gën a wax ni képp kuy jigéen maa ngi lay tàllal loxo pour ñu nekk ci développement parce que développement daal dafa am solo torop te day jëmee kanam réew. voilà Diakhou Ndiaye la tudd moom mooy jigéen bi ñu tànn tey ci semaine bi comme chaque lundi ak Awa Gaye chargé de mission la ci présidence nga fekkoon ko dëkkam Ngaye Mékhé. waaw ma fekkoon ko dëkkam Ngaye Mékhé soo bàyyee xel gis nga jigéen yi ñu mu àndal foofu noonu ñoom ñëpp ñëwoon nañ ndaxte dafa jiite benn du jiitewu ko sax rek mais dafa commencé li nga xam ne mooy mu doon a foundation of a movement bu tudd soqali Ngaye soo bàyyee xel bàyyi xam nga ne Ngaye mooy dëkku artisanat fi nga xam ne moom la ñuy jaayee ay affaire artistique yooyu noonu moom nag jigéen ñi si loolu la ñuy yëngu ba tax na daf leen di utal benn finance boo xam ne daf leen di jàppale si seen wàllub business lu ko gën a motiver nag pour mu commencer lii ba président Macky Sall la jox ko rôle boo xam ne daf koy play foofu noonu sa Ngaye mooy moom dafa dundoon ñi nga xam ne dañuy nekk si mbedd yi di jaay parce que ñun ñëpp xëj na mus nga ko dund nga amin da nga koy gis tout le temps da ngay nekk di daw sa oto wala nga taxaw jigéen ñi ñëw boot seeni doom daw si ñëw di la jaay moom mu nekk loo xam ne mu dundoon ko ndaxte dafa nekk jigéen joo xam ne dafa perte waajuram waajuram bu góor at a very early age mooy bi mu amee 8 ans la ñàkk papa mu doon jàng nag drop out of school diggante bi mu amee âge 15 ans jëm 16 ans loolu lu ko waral mooy daf doon jàppale ki nga xam ne mooy yaayam waaye nag bàyyi jàng taxul réussirul si àddunaam bàyyi na jàng mi ngi doon def affaire yu njënd ak jaay boobu noonu di daw si tali yi di daw si mbedd yi ak yooyu noonu ba après mu daal di ne you know what comme am naa opportunité bii nii il faut que ma jéem a indi jigéen ñi ma dajale leen jéem a seet lan laa leen di jàppale association bii nii nag mu commencé with 10 people fukki nit la commencé ba mu dem mu nekk 3000 people mooy
3000 personnes la association bi am right now weeks ago mi ngi amoon li nga xam ne mooy 75 millions yu mu jot a partagé si diggante 25 groupes yi jigéen yooyu noonu pour ñu def li nga xam ne mooy business bientôt incha allah mi ngi waaj a partagé 150 millions si diggante 50 groupes yu jigéen pour jàppale leen si li ngeen xam ne mooy business bi nga xam ne moom la ñuy def mu nekk woman in development comme ni mu ko waxee woon rek dañ ko naan sax moom mooy jaxu la socialiste la sociale jaxu la sociale ndax nu muy jàppale li nga xam ne mooy jigéen léegi nag la Lionne du Kayor bi nga xam ne moom la am title boobu noonu bi fa président Macky Sall demee jigéen ñi ñëpp sargal ko am benn cër buñ ko jox boo xam ne moom nag moo ko liggéey foofu noonu si la ko président Macky Sall ne yow laa tuddee la Lionne du Kayor depuis boobu nag mu nekk diggante jigéen yooyu noonu ak président Macky Sall di liggéey ak ñoom yu baax a baax in terms of artisanat. bravo. jigéenu jàmbaar la moom jigéenu jàmbaar la nga dem fekki ko ba ngaay mexe ndeysaan. c'est bien. di jaajëfal Ndoye Bane bu baax a baax fa la ko kopp. très bien. je savais pas que amoon na ay chargé de mission présidentielle yoo xam ne dañuy am ay fonds di ko def si jigéen ñi ça c'est une découverte. parce que she's working with ki nga xam ne mooy the minister of women's affairs mooy ministre de la femme in terms lépp loo xam ne mi ngi koy wax sànq nee na Macky Sall su ko woowoon sax pour mu dem bale dina bale jusque pour mu mun a am dara pour jàppale jigéen ñi because lii dafa nekk loo xam ne il faut que ñu gën ci bàyyi xel jigéen yi nga xam ne dañuy boot seen doom yi muy taw muy naaj ñu nekk di daw si tali bi ak yooyu noonu ñun ñu toog fii nii génnuñ leen parce que ñun ñëpp ay nit lañ waaye nit ku nekk si côté bi ngay yëngu foofu ngay mën a def pour jàppale keneen ak yooyu ak jigéen nu mu mel seen lépp di jàppale seen ay moromu jigéen ni mu koy defee exactly xam nga you are contribution into li nga xam ne mooy national development surtout sa gox fi nga nekk ndaxte da ngay gis ñoo xam ne dañuy am certain opportunities wala certain duñ ko def fi ñu dëkk dañuy dem feneen def ko moom nag foofu la ko defee nee nañ ngaay la juddoo fa la yaroo donc moom anything lu mu am foofu la koy def mu doon koo xam ne nag she is very very nice you know kooku moo doonoon the woman of the week Jaxu Njaay la Lionne du Kayor. Thank you so much. Every Monday mu indil ñu the woman of the week. jërëjëf. Oh gars allez 11h08 mooy doog a jot on va finir cette partie dans quelques minutes bu ko defee ñu ñëw ak yéen ci bonus bi Amina Poté temps yi dama ko pont moom rek laa leen di bàyyeel mu bégal leen ba midi 30 il reste maintenant sama rubrique mooy anniversaire yi on en reçoit tellement dinañ ci lire nag yi ñu mën a lire jàllale photo yi ñu mën a jàllale parce que voilà tous les jours il y a tellement de personnes qui nous envoient des photos et des messages pour bégal seen ay xarit ak seen ay mbokk en attendant tegal ma foofu benn Viviane ma remonté wu tuuti mooy sama dose du matin ku ne ak li lay bégal man moom defal voilà permettre leen en même temps aussi pendant ñu déglu benn ci woyu Viviane yi Alaaji Malick je te laisse le soin nga tegal ma jox ma benn dose Viviane rek ma remonté wu tuuti doog leen jël jox leen ci enveloppe yi jeexal ak anniversaire yi ah xaw a diis wala xaw a metti il faut écouter cette chanson parce que way la boo xam ne ni remontant la moo gën a garaaw vitamine C moom bii fuur la sax way bi effervescent way bi effervescence la de xaw ma effervescent day fuur de vitamine C la boo xam ne daal tous les matins il faut prendre une petite dose benn dose woyu Viviane rek après nga nekk moom ñokket la sax jógo ko daanu yow tamit ñokket la xam nga ñokket weesuwul lii da nga naan ñokket boo ko dégloo wala nga fecc ko ngay jógo ko daanu Viviane est-ce que lii moom àjjana la ciy dem directement moom nii na bàyyi julleek yëpp àjjana direct jógo ko daanu jar na 14 milliards awa gay jël sa dose de Viviane rek du yàq dara di jógo ko daanu c'est bien ça voilà on a beaucoup dansé maintenant on enchaîne avec les birthday anniversaire yi nga xam ne ni jot nañu ay messages yu bëri pour sunu xarit yi ak yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan donc vous nous envoyez des messages et des photos pour ñi anniversaire mais bu leen ñu envoyé ay heure ménage ay kii dee na yooyu yëpp bu ci bokkee rek day gën a bëri déjà dañu am problème mu anniversaire yi voilà Bijou Ndiaye yow laay waxal ñu ko Abidjoum bu ñu indil benn problème
voilà parce que li fi mariage par week-end dafa bëri bu ñu ko naree booleeg anniversaire yi rek dañuy déborder allez on va souhaiter un bon anniversaire à kii suma doom la Aji Diop la tudd Aji sama doom la sama doom la c'est de la part de moom la ñu tuddee suma yaay ba nekk Kaolack Malel c'est de la part de ses parents Kumbis ak Sete Diop nekk police Jëppal c'est de la part donc de toute la famille Diop nekk Camp Abdou Diassé c'est ma petite nièce tey la anniversaire am donc Aji moom la ñu tuddee maamam Maleel ca Kaolack Paleel pa bi dafa leel ba ñu koy tuddee Paleel chaque jour ma nettali leen histoire bi ba jabar ji sax Maleel la tudd ca Kaolack donc sama papa la sama yaay la nekk Kaolack donc Aji Diop turandoom suma doom ma petite nièce ca Camp Abdou Diassé ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de Kumbis madame Diop sa petite maman ak papam nag man lañ ko tuddee man maay turandoom non ñoo bokk turandoo c'était Diop Cheikh Tidiane donc bon anniversaire à Adji beaucoup de bonheur. Joyeux anniversaire à Adja Mbeng. Adja Mbeng, c'est de la part de sa sœur Kumbis Mbeng ak toute la famille Mbeng donc Kumbis nee na mu ngi ñaanal ki nga xam ne ni mooy Adja Mbeng gudd fan ak wér di ko souhaiter un bon anniversaire donc Adja loo dundu doyul la. Joyeux anniversaire à Saliou Ciss joyeux anniversaire donc depuis Kër Mbaye Fall c'est de la part de toute la famille Ciss donc toute la famille Ciss ñu ngi souhaiter donc un bon anniversaire à Saliou Dali Ciss. Joyeux anniversaire à Penda Ndiéguène c'est de la part de sa maman Fatou Bintou et de son papa Tamsir beaucoup de bonheur Penda Ndiéguène gudd fan ak wér. Joyeux anniversaire à Madame Dieng nag moom c'est la femme du boss ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér on lui souhaite beaucoup de bonheur moom Madame Dieng la femme du boss. Joyeux anniversaire à bébé Maki Thiam doomu Lay Thiam ak Lari Diagne c'est de la part de son homonyme grand Maki Thiam Babel Demba Thiam donc Maki mu ndaw turandoom nee na mu ngi koy souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire à bébé Awa Sabali aussi tey l'anniversaire am on lui souhaite un bon anniversaire c'est de la part de sa maman qui lui souhaite beaucoup de bonheur. Joyeux anniversaire à Ndeye Diop anniversaire am tey la 14 septembre donc Ndeye Diop gudd fan ak wér lañ koy ñaanal c'est de la part de ki ñu yónnee message bi de la part bi laay seet te gisuma ko di donc de la part de ki ñu yónnee message bi donc joyeux anniversaire à Ndeye Daba madame Dia ñu ngi koy ñaanal moom tamit gudd fan ak wér madame Dia c'est de la part de Sena Ndiaye depuis Touba. Joyeux anniversaire à la petite fille Adja Khady Diouf doomu Bara Diouf ak Seynabou Ngom et ses frères et sœurs ñoo ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est la part de Namou Camara mu Adja Koumba Diop ci dëkk bu ñu naan France yaayu Mam Sala que j'embrasse très fort d'ailleurs qui souhaite donc un bon anniversaire à sa petite fille sëtam sa petite fille Adja Khady Diouf di ko ñaanal moom itam gudd fan c'est aussi de la part de Mam Sala depuis Paris ak Adja Koumba Diop. Joyeux anniversaire à ma fille Ndeye Sanou Sidibé c'est de la part de ses mamans de ses badian de son papa Pape Moussa Sidibé qui lui souhaite beaucoup de bonheur. Joyeux anniversaire à Ndeye Sall de Tamboy Abdou Diassé gudd fan wér gu yaram xaalis bu bëri te barkeel loolu lañ koy ñaanal moom Ndeye Sall happy birthday. Joyeux anniversaire à ma maman Fatou Mbaye longue vie à toi de la part de maman Kende Ndeye Maguette ak tous tes enfants ñoom ñëpp ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér loo dund doyul yaay booy joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Gaël Babacar Mbaye moom suñu doom la c'est de la part de toute ta famille mais également de tous tes amis et proches ñu ngi lay ñaanal de la part de Thiorombar Ndiaye nous autres de la part de Fatou Gassama ak toute ta famille ñëpp ngi lay souhaiter un bon anniversaire moom Gaël Babacar Mbaye. Joyeux anniversaire à Matida Sané borom Style with Tea ca Gambie. From your sister and your friend, our guy, wishing you all the best. doon jigéen bu mën ko sangu
woman di ko wish a happy birthday yow dundal lu bare nee na 40 is the new 20. ok ma ne ok rek ma ne ko comprendre lu waaye 40 in the new 20. 40 mais te 40 20 ans la parce que xool ko macha allah doon ko mun bokkoom bu baax a baax. Elle est très jolie. Yeah, she is. I love you girl. Yeah, Mathilda, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Rokhaya Gaye. Moom it suma yaay bu ndaw la c'est ma petite maman. On lui souhaite beaucoup de bonheur. C'est de la part de Nabouja bu Père Tas. C'est de la part de toute la famille ñëpp a ngi koy ñaanal de la part de toute la famille Diallo de la part de Nabouja de la part de moi-même Rokhaya Gaye. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Joyeux anniversaire loo dund doyul. Joyeux anniversaire à ma petite sœur Nancy Tanor Mbaye. Nancy Tanor Mbaye Joda Mbaye moo fi jaar di ko souhaiter un bon anniversaire depuis Rufisque Cité Gabon. C'est de la part de toute la famille Mbaye, de la part de Adjatou Mère Mbaye, de Pa Mbaye ak toute la famille Jodo ak Koumba Sira Mbaye di ko ñaanal gudd fan ak wér moom Nancy Tanor loo dund doyul mu ngi nekk Rufisque Cité Gabon. Joyeux anniversaire à Chérif Dieng. C'est de la part de sa deuxième dame Soda Si Dieng di ko ñaanal moom itam gudd fan ak wér gu yaram. Mairie Bey Diouf tamit tey la anniversaire am ana photo mairie génne leen mairie voilà. Happy birthday Mary. moom tamit ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér moom Mary Bey. enjoy. lu mu dund doyul Mary Bey Diouf. Ndourette aussi c'est son anniversaire. waaw kanti Ndourette waaw. Ndourette tamit tey la anniversaire am Oumy Ndour moog Mary Bey kon ay seex la même ay décembre defe naa tey la anniversaire am. donc ñoom ñoo bokk 14 septembre bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di souhaiter happy birthday Mary Bey loo dund doyul. Joyeux anniversaire à Alpha Ndong de la part de ta maman ton oncle Babacar Diop et de ta grand-mère Adjaratou Fatou Diagne ak toute la famille depuis Espagne. Joyeux anniversaire à Papso adjoint maire bu Bambilor. Joyeux anniversaire à Amina Ndiaye de la part de sa tante Katoucha depuis Paris. Joyeux anniversaire à Cheikh Massamba Gueye Khayral Baraya de la part de Nogay Diop. Joyeux anniversaire à Mam Diara si Bessi Mauritanie dundal lu bëri des na de mais 11h25 ah allez kon tour de table après li ci des Alaaji Malick ñu def ko ci générique bi comme ça ñi anniversaire gis seen ay photos les autres ku ci nekk bu ñuy tàggoo nga jàllale yi ci des on en reçoit tellement donc du coup lépp du mën a jàll parce que malheureusement temps bi voilà 11h26 coo mu ngi waaj coo tay dama ko dama ponco bu ngeen ma gisee coo léegi nii woowee leen ma xaar mbay ma jaaga donc coo rek mooy def émission bi fan yii di ngeen wéet ak moom seen affaire la de ni ngeen di toogee di ko seetaan noonu lay toogee man tamit di ko seetaan par la force doole mbaam toog leen seetaan yeewu leen plus man tam ma toog seetaan ko bu ngeen ma gisee maam moom ñu def émission bi nag woowee leen ma xoola Papa Ndiaye Ngalgu woowee leen ma bébé Fa donc Thio actuellement Amina Poté mu ngi échauffement merci Maymouna à lundi prochain inchallah. Merci Pape Cheikh en attendant mënuma dem te du ma souhaiter joyeux anniversaire ki nga xamante ni mooy sama mag Adji Nogay Mam Numbe vraiment démb la woon anniversaire am ma koy ñaanal gudd fan wér moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defaral vraiment jooyu ñu yaay jooyu ñu Fatim jooyu ñu kenn parce que moo fi taxaw budul woon moom mu ñaaw budul woon moom ma dof dama yenu samay dàll kon gis nga ko billaay moo ma teree dof de sama mag jooju nëbb de waaye yëpp laay xool de fi may gis ñu soo yam dañu xool yëpp ñun yëpp la ñuy xool lépp lu ne ci réew mi nag xam nañ ko. dañuy dof da ngeen pat toog jàpp sa ñaawar. bu ngeen ba gisee coo rek woowee leen ma xool. voilà moom daal wax ji du ci bëri defe naa lépp démb wax naa ko yàlla na ko yàlla jàppale gën ko taxawal gën ko dooleel lafal ko cat bàyyi ko ak borom jëkkëram borom këram ak ay njabootam ak sama beneen frère boo xamante ni mooy suñu taw bu góor aussi di Cheikh Niane ma koy souhaité moo ko fa aji ñoo bokk benn jour naissance voilà le 13 septembre donc anniversaire familial la woon ma demaa ci Fatim rek sama gér gaa nga dëkk bu ñu naan Belgique
mu ngi ci yow mais xam nga kan moo la bëgg yow suñu waa kër est-ce que dañ lay xëccoo Marème man maa ci Fatim Marème mu ni man Pape Cheikh su ma ko xoolee sama xol bi day seddu guy barke yàlla da laa bëgg ba man la bëgg man Fatim laa bëgg yow Fatim nga bëgg waaw ba tey benn la Marème nag bëgg na la tout le temps elle me dit ça donc tout le temps bay xool sa photo day bëgg macha allah donc Cheikh Niane aussi ma koy souhaiter un très très joyeux anniversaire mag la taaw la dëgër laay la moom tamit am ful la am jom yàlla lu mu xam li mu bëgg daal moo ko xam yàlla na ko yàlla defaral sàmm ko yiir ko aar ko voilà mais remercier sama ennemi préféré pour la coiffure Glam Style by Modou 77 552 78 39 pour la coiffure 39 jëkkër nga yëpp Ndéla jaale naa ko Sénégalais yi yow tam wax nga dëgg Ndéla ndeysaan. wallaay Ndéla ouais Ndéla la grande coiffeuse macha allah wallaay dëgg la. ngi si dañu am lu waaw ba waa Masalikul Jinaan sax parce que ginnaaw taalibe gi ginnaaw mag coiffeuse bu mu nekkoon ñu xam ko ci wallaay wax na dëgg wallaay mais vraiment kii la woon taalibe la ndax je me rappelle ci anniversaire am bi ko bijou di souhaité ndax ci xameelam ci bijou la jógee ci la sookee ko waaye ñi ngi wax li nga xamante ne moom moo di toolu xel comme yi li mu fa demoon doon góob ñu doon ñaanal nag lépp li mu fa def oui da ko doon def taalibe la nee naa la waa Masalikul Jinaan dañ maa woo man suba teel di ma laaj fan nañ koy denc ñu yóbbu ko ba Jurbel denc ko di ko ñaanal ndax taalibe gu mu doonoon macha allah. Juma Dieng depuis Gabon wala Congo. dëgg la Congo Juma Dieng. waaw ñu ngi ko koy jaal amul ay bataaxalu Amina la wallaay ndeysaan bu ma ko naree def rek woowee leen ma xoola Ndumbe Fall wala ngeen woowee ma xoola Bob Marley rek mu jeex nday mbii de mbuub ndeysaan donc comme ni ñu koy waxee daal Baye ndeysaan ni ngi koy massawu ñëpp di ko maskanu képp koo xamante ne jot na laa defaral parce que ça a été un choc pour tout le monde ndax baax rek a am solo boo demee yooyu rek ay des fii donc yàlla na ko yàlla àtte ci yërmandeem vraiment donc ci noonu aussi may remercier bu baax di souhaiter un joyeux anniversaire à Aram Kane kooku tamit c'est une fidèle cliente mais sama rakk la de la part de Yacine Thioune Demba Yacine Sago Alpha Mathia Balakos borom Palma de Mallorca donc on lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde xale bu baax la di Aram Kane et puis je remercie toujours l'équipe de Glam Style by Mado, petite tête disponible du nom de Fatlay, petite tête Fatlay. Donc, vous pouvez appeler au 77 552 39 78. Voilà, c'est très joli. Voilà. Merci ma poule. Et après-demain, Inch'Allah. Sinon, demain après-midi, on te verra ci cette télévision Futur Média. Modou Bale, yow moom quant à toi, Dieu merci, mais xam naa ci kanam tuuti boori 13h30 yaa ngi borom bis bi. mairie bi ci gâteau bu saf suukar bi. waaw tey suñu anniversaire bi foofu la tey. ci internet bi dañuy jëlaale anniversaire bi yóbbu ko foofu. di souhaiter un joyeux anniversaire à Aziz Ndiaye, artiste peintre bu nekk manufacture bu sénégalaise des arts décoration bu Thiès di ko souhaiter un joyeux anniversaire malheureusement photo bi dafa yéex a ñëw. suba incha allah peut-être ñu ñëw ci di jaale waale comme ni ngeen ko waxee mooy Ndéla ñoom Bijou ak ñoom Fatou Zahra ak ñi nga xamante ni xamoon nañ ko gis nañ ñi ci week-end bi photo ñëpp partagé nañ ko di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana yàlla may xolu muñ ay njabootam jërëjëf ba ci kanam ñun. incha allah. merci our guy. Yeah, bye. Thank you so much. Thank you so much. À lundi. Inch'Allah. On Monday. À mercredi. À mardi. Yeah, mercredi on Saturday. Ma defa naka hello caller. waaw à lundi si yeewu leen waaye à mercredi fee si seetu bi di profito rek di sigi ndigaale ki nga xam ne mooy Aysata mi nekk fi Aysata si bi nga xam ne dafa ñàkk waajuram bu jigéen di ko masawu bu baax a baax ndax yaay dafa doon lu fort baay man dafa mel ne sama bos dafa beesaatoon sax ndeysaan di jaajëfal Human Hair by Amif and Spa Madame John chéri Papou si 77 633 50 94 boobu mooy numéro bi ngeen dem ami perruque naay si ak ay hair treatment pédicure ak manicure lépp foofu ngay dem rek am ko insha allahu rabbi ba Monday on Saturday and when ok thank you so much Wednesday on Saturday. Inch'Allah thank you merci. allez Thio yow it ñu ngi lay gërëm bu baax ba subaati rek. merci El Hadj waa à demain Inch'Allah ci même lancé bi rek dañuy jaalewaat ay satu way joxom bu jigéen jaale itamit Ndéla ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko xamoon ak ñëpp ñoo xamante ne ay clientam lañu woon wala ay am di jàmmam man personnellement damay xalaat bu baax njabootu Cheikh Béthio Thioune parce que bu may wax Ndéla foofu laa ko xamee woon donc xel dem ci soxna May ñëpp
ñëpp xam ni mu meloon ak moom daawul jóg ci kër googu donc dañuy ñaan ñoom ñëpp yàlla may leen xolu muñ ñoom Mami Faye vraiment ñoom ñi nga xamante ni tout le temps ñoom la doon nekkal donc ñoom ñi ko gunge itamit ba ci këram gu mujj foofu la ca Diourbel ñoom ñëpp di ngi leen di masawu di ñaan yàlla may ñëpp xolu muñ àdduna moom noonu la demal maa ngi ñëw donc yàlla na ko yàlla yërëm ñuy jaale waat famille wam jaale borom këram jaale ñëpp daal ñaan yàlla mu may ñëpp xolu muñ El Hadj àdduma incha allah pour beneen Yeewu Leen. incha allah merci bonne semaine de travail Amina Poté en place musique. mbete Oscar des vacances. waa ji yëpp je reprends ma reprendre ñu def ko comme Aziz Samb ok mbalax individuel merci bonne semaine de travail Amina Poté. Oh yeah, yeah. Keep calm and be happy. Turn up, summer day on the bus. Come on, you want to summer get on the delay. Paddle, fair polite, told us the truth, but I'm late on Lord. Yeah, yeah, c'est ton jour. Happy birthday, it's your day. I need a hug. Yalla, le combat. C'est ton jour. Yeah. Happy birthday, it's your day. I need a hug. Yalla, le combat. En ce jour si spécial, je souhaite te régaler de bonheur. Le menu que je t'offre se compose d'une touche de folie, d'un assaisonnement de gaieté, d'un soupçon d'émotion et d'un dessert d'amour. Savoure bien ton plus beau jour de l'année, avec tous mes souhaits de longévité. Je suis de tout cœur avec toi. Joyeux anniversaire, happy birthday. Turn up, summer day on the bus. Come on, you regarde, summer gâteau de gelée. Paddle, fais polite, told us the truth, but I'm late on Lord. Yeah, yeah, c'est ton jour. Happy birthday, it's your day. I need a hug. Yalla, le combat. C'est ton jour. Yeah. Happy birthday, it's your day. I need a hug. Yalla, le combat. Birthday boy. Yeah, 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 yeah. Happy birthday. It's your day, it's your day, it's your day. Bés bu dellu si moona nga koy fete sa gaay yëpp ci air bi. Bés bu dellu si moona li nga dundu best which is ain't all the best. Li nga bëgg yaa ko know. Baby free, enjoy your day. Ulala yow wax nga ko. Turn up, summer day on the bus. Kuma joxul cadeau sama gâteau do jëlee. Paddle, fais polite, told us the truth, but I'm late on Lord.